auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñeenti ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di rafet seen ànd ak rajo télévision Walfadjri rawatina seen émission diine ak jamono tey nag mu ngi waxtaane lu bëri coow ci dëkk bi fi mu toll nii te mooy gerte gi nag nga xam ne tey toll nañ ci njaay mi taxawal traite depuis le 1er janvier waaye itam nag am ay gàllankoor yu ci feeñ ren yoo xamante ne bu dee mës na fee am boog gëj na fi ndax itam téye sa gerte war koo jaay te mënoo koo jaay ci anam yu la neex te itam fekk fixé nañ prix bi ba pare te yow loolu daal nekk lu lay rëcc ngay gis ci lañ toll. ñi bay gerte gi téye ko ci kër yi gouvernement bi nag nee na ñoom dinañu fexe ba jënd gerte gi yëpp waaye itam gerte googu buñ waxee ne dinañ ko jënd ba mu jeex itam nañ wax ne dina fi jeex waaye am na ñoo xamante ne yàqula nañ ba noppi ndax seen gerte boo moytul sax njaay dootuñ ci mën a jaar leneen la ca tegu itam mooy. gerte googu niñ ko déggee woon rek ñu ne 1,2 million tonnes yaakaar na loolu nga xam ne production record la président nee na dañu waroon def nag itam commercialisation boo xamante ne dina méngoo ak production boobu nga xam ne jàpp nañ ne surproduction la waaye loolu nag ndax ba léegi fi ñu toll nii ndax mën naa ne ndax ñu bëri jàpp nañ ne am na retard bu ci am boo xam ne pour ñu dabb ko lu jafe la Chinois yi daan jënd gerte gi ñaari at yi ñu weesu ren ñu ne dañ ciy teg daaw sax lañ waxoon dañ ciy teg taxe juróom-ñetti dërëm ci kilo bu ci nekk bi ñuy exporté loolu nag bokk ci li gën a gàllankoor njaay moom ak ñëwum chinois yi tax ren ji ñu des ak gerte gi ndax nguur gi nag dina mën a jënd gerte googu yëpp ndax am na itam usines yu mën a nal gerte googu yëpp te itam industrie yi nga xam ne taxawal nañ ko pour transformation gerte gi itam taxul ñu bëri ci dëkk bi lu tax ñu mën a yenu li fi ne waaye terewul nguur nee na moom fi mu ne nii dina woo ñëpp ñu toog acteurs yi ak gouvernement bi ak huiliers yi yooyu nag ndax réunion boobu itam ndax dina mën a jur dara en tout cas dinañ fi toog ak ay nit ñoo xamante ne tey fas yéene nañ ñoo gindi ci mbir moomu parce que itam gerte li mu ëmb ci Sénégal dafa bëri ndax boo ne problème mu gerte rek wax nga problème mu transporteur ba ak ñeneen ñi nga xamante ne itam dañ koy jaay di ko jënd parce que camion yaa ngi foofu taxaw ca usine ba léegi da nga fay def ñaar fukki fan wala fukki fan ak juróom loolu yëpp bokk ci liñ nar a waxtaane tey jii bokk na ci ñiñ prié ci plateau bi tey El Hadj Tambédou bokk ci FENOPSP Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs transporteurs nekk opérateur stockeur El Hadj Tambédou maa ngi lay nuyu. maa ngi fi ak monsieur Habib Thiam nekk opérateur nekk exportateur itam ci gerte Habib Thiam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ousmane. maa ngi fi ak Cheikh Ndiaye nekk baykat dëkk ca Bombali Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax. jërëjëf maa ngi fi ak Youssou Diallo nekk ca ministère de l' agriculture conseiller du ministre de l' agriculture nekk économiste Youssou Diallo maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Ousmane. maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di rafetlu seen teewaay ci suñu plateau kon ñu fas yéene waxtaane tey gerte nga xam ni nag ku ne Sénégal ne gerte ndax dafay am place boo xam ne bu yàgg la bu yaatu itam te itam li muy employé ci ay nit bëri lool kon moo tax bu amee jafe-jafe rek réew mi yëpp dafay mel ni am na jafe-jafe ba tax itam ak ki ñu dénk réew mi addu ci di président de la République ne dinañu jël ay matuwaay ngir jënd gerte gi nga xamante ne mu ngi ci loxoy béykat yi boobu ba léegi ñaari weer wala léegi sax mu mat ñetti weer yoo xamante ne ñu ngi jàppoon ne gerte gi war naa jeex ci réew bu fekkonte ne jaar na ci yoon loolu nag daal di kale tàggate ren ji El Hadj tamit du campagne ren bi ñu gis ne campagne la boo xam ne ni ko béykat yi dundee xaw naa jafe ci ñoom diis ci ñoom lu ne nag ñu ngi ko ciy dégg yéen ngeen nekk ci terrain bi di jaay di jënd gerte googu ci taxawaay tey boo doon def bilan bi fan nga yaakaar ne fa la mbir mi gën a sooxee ba indi coow lu toll nii. waaw asalaamaaleykum Ousmane maa ngi lay nuyu. di nuyu mboolem ñi ma bokkal plateau bi di nuyu auditeurs yi Walfadjri yi ñi ñuy déglu ñëpp ak ñi ñuy seetaan di nuyu Sidi Lamine borom kër gi di rafetlu invitation bi comme ni nga ko waxee man El Hadj Tambédou opérateur économique la nekk producteur en même temps nekkoon président bu FONAFS léegi ma nekk président d'honneur bi léegi nag comme ni nga ko gisee rek man njàmban bi ma ci am moom ren li ñu wax mooy li ma gis mooy gerte gi yàlla dafa def état bi jàpp na ci dimbali ñu ci jiw dimbali ñu ci engrais taxawu baykat yi yàlla def na nag yàlla yi dugal ci loxoom waaw production bi ñu doon xaar ñu am loo xam ne nii sax yaakaar na kawe na suñ jort loo xam ne nii boo koy seet ñu ngi ko gëj a am ci 1975 muy 1,4 et quelques mille tonnes te boo koy seet 1975 bi ñu koy am booba ONCAR rek moo fi nekkoon ONCAR bu ci jamono yi jënd na ci presque 1,15 tonnes li ci des door a dem ci autoconsommation bi waaye 1,15 tonnes yooyu xam nga nañ ko jënd woon
booba ay coopérative ñoo fi nekkoon ak opérateur économique yi ay OPS ñi financé dañ leen doon financé baykat yi durant 2 mois 3 mois ñi jaay seen gerte yëpp gerte gi nekk ci sako yi ñi nekk fa di ko traité bu ñu demaan ba mu sori ca jamono yooyu xam nga ay centre de groupage moo amoon ay Kaolack Nioro Koungheul Mbacké yooyu yëpp ñi département bu ne amoon centre de groupage xam dañ fay dajale gerte gi ba nawet ñu door di ko yóbbu ci usine jamono boobu xam nga même Dakar gi boobu mi ngi dox Dakar gi fii ci Bel Air ay fukki seconde nangama ñoo fi daan ne loolu lañ ko defoon 1975 ren nag bi nga xam ne ñëw na fekk na mooy yooyu yu ci bëri nekkatu fi ndax usine bi nga xam ni moo doon Sonacos moo doon ONCAD boobu moo fi newoon gannaaw gi Sonacos bii nekk fi tey xam nga Dakar doxatul centre groupage yooyu doxatul point de collecte yooyu daanaka moom it yu ci bëri fonctionné lutul ba tax na baykat bi lim xamul mooy denc gerte mënu ko denc bu ko dencee rek daf koy jaaxle denc boobu mu di ko denc ba gerte commencé yàqu ci seen loxo yow xam nga gerte bu tàngoor surtout bu tàngoor bi ñëwee léegi gerte gu yàqu loolu moo leen gën a tiital ba tax na loolu moo indi ay parce que li nga xam ne moom lañ amoon 1975 nañ ko jëndi woon ak ren niñ jëndee bii dafa nekkul benn ndax bii ba léegi boo koy seet boo gisee point de collecte yi sax yu bëri ubbiwul ba léegi yow opérateur bi Ousmane boo amoon sa ñaari point léegi tey nga sarse ci bii ñëw taxaw fukki fan ak juróom 2 sarse woo xam nga dootoo mën a dellu ci beneen recette ba nga xam ne nii nag yooyu daal moo gën a buuseel campagne bi ba nga xam ne nii daal baykat yi ci boppam ñi ngi tiit mënuñoo jaay seen gerte gaa ngi commencé yàqu ci seen loxo waaye li ko waral daal mooy surproduction bi nga xam ne am nañ ko te it parewaaruñ commercialisation bi te rek dugg ci ak nañ ci système bañ ko daan defee ak bu actuellement bokkul daal loolu laa yaakaar ne moo gën a andi tolof yi daal dañ ci dellu soit léegi Habib Thiam ñu gis ne ren campagne bi nekkoon na lu am nit ñi xaaroon nañ ko ak doole parce que itam ni gerte gi bëri dañu yaakaaroon ne comme ni ko président fàttalee waroon am commercialisation bu méngoo ak production boobu tey jii ñu toog bay naan ana chinois yi est-ce que ci sa xalaat amul retard boo xamante ne déjà feeñ na benn ñaareel gi itam lan moo indi absence chinois yi bañ dund situation bu difficile bi. waaw ñu ngi sant yàlla d'abord di sant aussi Walfadjri di la sant ak say kilifa yëpp bi nga xamee ne am nañ opportunité wax ci plateau Diine ak Jamono te di nuyu sama grand frère Youssou ak sama tonton ak Tambédou di ñaan yàlla nañ ko tàmbalee ci bismillah yeggale ko alhamdulillah mu nekk lépp rek mu nekk njëriñ mu ñeexal ki nga xam ne aussi mooy suñ patron muy baykat li ma wax mooy li nga laaj lu am solo la waaye léegi-léegi dinay sant yàlla suñ jógee di laajte chinois anam ndax lan daf ñuy seetal parce que démb dañu doon wax ne ñun ñooy chinois yi ñoo yóbbu gerte gi chinois yi baaxuñ fi ñi yóbbu gerte gi bitim réew baaxuñ fi kon soo léegee tey suñ dikkee tey dañu oo wala di oote chinois day firndeel nañu lu ñu nekkoon dëgg la te li ñu nekkoon aussi njëriñ la ci réew mi parce que ku yem ni président de la république nga xam ne moo jiite ñëpp su demee ba di tàllal loxoom di oote pour chinois ñëw wala ñuy exporter gerte gi ça veut dire que ñun am nañ njëriñ ci réew mi kon loolu dañ ciy sant yàlla ci ama situation bi ni mu demee ni naam Tambédou wax na ne am nañ production record muy 1,411,000 tonnes xam naa ne Youssou après dina ci delsi pour mun a rectifier production record la te li mu wax tamit am na ci jëluñu ay prédisposition pour mun a taxaw def commercialisation bu méngoo production boobu beneen bi mooy absence chinois yi ngay wax loolu suñ ko seetloo mooy li nga xam ne moo dox ci gannaaw soo seetloo depuis 2012 2013 2014 à partir de 2014 ba 2016 béykat bi jàmbatul dara ñu ngi liggéey mu am ci loo xam ne mosu ko am mu sant ci yàlla gërëmoon Macky Sall jamono yooyu su fekkee ne ren dañ ñëw commercialisation mel nii da xoon nañ leen ko parce que dañ leen waxoon ne taxe yi ngeen ruumandaat toog leen ñu waxtaanee ko suñ ko waxtaanee su ëllëg yéen mun na andi ay jeexital yu doy waar ci àll bi te la ñu waxoon yëpp moo am ñëw nañu taxe ñu jógee ci 345 000 tonnes dem ci 215 000 tonnes may leen lii lu ko waral
mooy taxes yi nañ ko dindi wala ñu toog ñu waxtaanee kenn faale wuñu ñu ñëwaat ci campagne bi ñu yaakaar ne danañ ko bawuñ ko ñu xaar ba 1 mois après campagne bi ñu ne nañ ko suspendre loolu yëpp ay jeexital la ci ñàkk ñëw chinois yi. beneen bi nag mooy loo xam ne jéggi na suñuy frontière jéggi na suñuy man-man ak suñuy pexe mooy cours mondial dañuy wax cours mondial mooy gerte gi li muy jar ci bitim réew naam gouvernement bi def na ay pexe pour fixer benn prix à 210 ñu rafetlu woon ko mais soo defee loolu am na ay mesures d'accompagnement yoo ci war a mën a ànd loolu bi mu amee prix bi nekk compétitif sur le marché mënuñu woon liggéey loolu moo tax chinois yi soo fi gis benn ngay gis te ñu fiy def benn dañu am ay besoins yoo xam ne il faut que ñu satisfaire ko te tamit am na lu ñuy wax ne chinois yi dañ produire 20 millions de tonnes moo tax ñëwuñ mais rappelé na chinois yi am nañ benn déficit de 7 millions boo xam ne dañ ko soxla te gerte Sénégal ak gerte chinois bokkuñ sa qualité Sénégal moo ëpp fuuf. seen présence ci yeneen pays africains aussi c'est confirmé wala. C'est confirmé au Burkina, c'est confirmé aussi en Gambie, c'est confirmé aussi une partie du Mali. Mais la particularité mooy Chine daanaka Sénégal rek la signé protocole pour gerte Sénégal mën a jógee dem Chine. loolu moo nekkoon chance ci Sénégal. Mali amu ko Gambie récemment lañ ko am te Gambie seen production demeewul noonu. Burkina amu ko c'est-à-dire que Sénégal rek mooy nekk pays boo xam ne à partir de cette production amoon na. avantage boo xam ne yeneen pays amuñu ko mais loolu moo taxoon il fallait que ñu ñëw Sénégal te tamit particularité gerte Sénégal mooy soo jëlee gerte Sénégal nal ko ak gerte Chine Sénégal ëppee na ko 20%. loolu mooy li am solo li mais nag li ko waral mooy suñ à notre niveau xëy na am na benn loo xam ne mi ngi jeexital ci bopp yi muy taxe xëy na su amul woon xëy na lii duñ ko dund. ñu yaakaar ne benn gerte gi am na dinañ ci dellu soit léegi Habib Thiam Cheikh Ndiaye yow béykat nga ren ji itam comme ni ko ñëpp souligné ñu gis ne production bi bëri na béy nañu yàlla def nawet bu barkeel mu am 1,4 million tonnes loolu bi mu amee itam ñu war cee gërëm béykat yi ci góorgóorlu war cee sant yàlla waaye itam kon ndam li mu ngi nekkoon ci nguur gi jënd nañ 1,4 million tonnes waaye du béykat bi béy na 1,4 million tonnes rek mu ngi ci ay loxoom. auzu billaahi mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika mina sharri shayaatiin wa a'uuzu bika an yahduruuni. sëñ Ousmane ñoo ngi lay sant bu baax a baax di sant Sidi Lamine mi borom kër gi di leen sant bu baax a baax si boole gi ngeen boole si jataay bi ndax ñun wax dëgg yàlla néewoon na jataay yoo xamante ni baykat koo xamante ni da nga naa bay rek laay def ñu boole la sa te itam wax dëgg yàlla boo seetee ba seet ñun ñooy ndey mbilli ji te itam boo seetee ba seet du benn kuréel koo xamante ni deen daje di def waxtaan si lu jëmale mbay kanam wala lu ñuy def si mbay ba ngeen gis na sax te it bu demee ba ñuy wax mbay ñun ñi ci terrain bi di bay ne ci àll bi bay bu ñuy wax ñoo tax kon nag mbir mi muy daa mel ni toog boo xamante ni day noppi ba pare ñu soog koo jëriñoo fàtte ñu ko toggal kon loola ñun ñu ngi leen ci sant bu baax a baax te it bari na coono yoo xamante ni buñ ci nekkee ci àll bi wax dëgg yàlla yéen la ñuy gis yéen a ñu ci mën a génne ba bari na sax ñu dégg luñ leen di cité di leen ko tudde sax yéen ba féetale leen fa loola nag kon ak cant la si ñun ñii nga xamante ni fii rek lan mën a waxe suñ jàngoro ko itam ñu mel ni wàllu mbay moomu ñuy wax itam loo xamante ni ñun ñii di aji bay de ñun ñii am nañ ci ak jaaxle am si ay tawat ndax koo xamante ni yow tey bu doon ci état la lii nga xamante ni moo waran a am mooy waran na waxuma la fixé mbay buñ demee ba bay ba ñoral waaye waral na ñun bala ñoo ruuja xam bu déwénee bu ñoralee ñaata la ñuy mën a jaaye ndax defe naa nit de boo ko doon jël pour liggéey balaa liggéey di nga ko wax loo koy fay bu weer bi dee kon nag léegi boo demee tam yow ba loola lépp nga muñ ko ba dem sa tool ya liggéey ba sa liggéey noppi ba nga xamante ni ñoral nga novembre la noppi woon sa tool ya ba noppee ñu ni day deesu mën a fixé nañ prix bi si 210 waaye deesu ko mën a jënd lu dul 1er novembre premier décembre lañ koy mën a jënd léegi loola rek mooy ñàkk a jox say baykat cër ba nga leen war a jox ndax li waran mooy ki nga xamante ni mbay ñu bari dan naa mbay yàggul 3 weer la mais mbay mën naa la ni juróom-ñaari weer la ndax ñun daaw bi ñuy dem si tool yi Kazu Rajab ban ko defee pare lan dem
bi ñuy weeru gàmmu fa la ñu jeexe defe naa loolu boo calculé mat na juróom-ñaari weer te bu boobaa lenn loo mën a tee def bàyyi tool ya amul kon mbay nan bàyyi ni ñetti weer lay doon mbay juróom-ñaari weer la looloo tam nit ki di ko def di muñ di leb di dunde di yor yeneen soxla lépp mu koy yor feebar yor soxna am doom yor ngénte yor lépp nga koy muñ ba sa mbay àgg ak jàmm nga dee ni yow bu àggee da nga say am la nga war a am faje ko say soxla loola tëla ticc léegi mënatoo am fenn foo ko jaay ñun le 1er décembre rek nga koy mën a jaay ngay muñ di muñ ba àgg si 1er décembre lan la diggan gisoo si dara ba nga xamante ni am na si ñoo xamante ni fi mu ne àggan nañ ci luuma yi buñ demee ay 190 175 moom la ñuy jaayee ñun de li nu may sutura mooy danoo jige Touba saa su gouvernement bi tegee prix lu mu mën a teg rek buñ demee Touba dinañu tegal dërëm wala ñaar dërëm bu sa soxla taxawee nga dem jaay ko kon loolu ñun ñoo ngi koy sant waaye nag ñoo ngi yërëm suñu bokk yi nekk Saalum ndax toujours maa ngi leen di dégg seeni jooy te ñoom licence yi ñu am mënuñu ko am te itam fi mu ne gerte doon na loo xamante ni mën naa la ne xalu sawara la si loxob ka ko moom ndax fi mu ne nii yéen a ngi dégg gerte yuy lakk di dégg gerte yuy saxe di dégg gerte yuy def lu ne te amoo menn pexe moo ko def lu dul dara barki démb rek maa ngi dégg koo xam ni dina faral di dugg si émission yi muy Madloum maa ngi dégg seen dëkk lakk gu metti gu fa aman dégguma benn réaction boo xamante ni nguur def na ko si koo xamante ni barki démb moo la ni na nga muñal dinaa ko jënd njëg gu baax may laaj ba xam muñ gi fa maam koo xamante ni yow ñi ngay liggéeyloo benn weer wala ñaari weer doo dee te fayoo leen seenub xaalis léegi nit yow bàyyi ba ñëw toog ñetti weer mënta jaay lim yor yaakaaru la si dara lu may mbayam mee nga toog naa ko muñal muñ gi ban àpp nga ko jëmale te itam loolu ñu wax si Sinwaa yi man loolu yàgg nan maa waa si rajo yi ma koy wax noonu naa leen Sinwaa yii waxuma la dara waaye dañ leen a war a na neexal ndax loo xamante ni yow yaa ngi ko yor sam réew wóor la ni kii si dugal loxaam amal na njariñ kay bay amal na la njariñ yow état bi ndax koo xam ne yow boo fixé 210 sax ni da ngay daanu ndax cours mondial dafa daanu te ñun baykat yi day ñoo ngi seetlu ñun mosuñoo fàttaliku fu noppee gerte ñu ni gerte daanuwul ren wala gerte amul problème saa suñ koy fixé rek ni am na problème léegi nag loola nga am ko ba pare yow war koo téye di ko neexal defatoo ko nga say wutug bëgge di wut loo def sa kees ba koy tegi taxe ay 40 francs mu la koy fay léegi loola tax moom te koo xamante ni daaw jéeg demal na bay jënd 350 ak 400 si loo xamante ni yow lii say baykata yow waral na lii sax buñ ko amul nga yëkkati xaalis di leen ko jox defatoo ko ngay teg ñooña taxi boo def sa kees ba jële leen fi ba ren ji yëf yi demee nii nga taxawaat naa maa ngi woo Sinwaa yi xanaa loolu ñun ñi jàngul xamuñu dara sax état bu organisé wër ta xalaat loolu ndax nit ki bu dee lu muy liggéeyee war ni man damaa war a jëndi gerte ba gerte daataa ñor Sinwaa yi war na noo programme liñ bëgg war a seet fan war a jubóol pour jëndi ko fa nga toog léegi ba nëgë ni nga xamante ni ñoom lan doon jënd lépp war nañ koo jënd war na noo doyal war a def lépp nga toog di taxaw naa maa ngi tàll Sinwaa yi loolu kay mooy ñun jàppe woonu nit rek léegi nag ñun suñu jataay bi itam wax dëgg liñ ci gën a tee sant mooy comme Youssou Diallo mii wax dëgg yàlla tase nañ feek moom gën nanoo sant ndax dëggam ñun daa bari suñuy njàmbat yu daa métti ñu koy bëgg a bindi leetar juróomi leetar ngi yu jëm ci ñoom kenn mësuma see tontu ma dee ni kon tey jii loola buñ fi jógee tey ndax saafara am si ndax ñun dëggam mënuñoo bokk ci kuréel yi wax duñu laaj suñ xalaat duñ bokk ci kuréel yi buñ leen bindee duñu tontu téléphone moom waxaalewuñu ko kon léegi tey bu dee moom tasee na noonu moom nii mu jógee ci ministre bi defe naa tey saafara dina si war a rot ñu war koo yekkale juróomi lettre yooyu kon waaw te am na yeneen yu si kanam dinaa si wax ak dinañ ci ñëw insha allah Cheikh Ndiaye Youssou Diallo kon dégg nga premier tour bi nga xam ne njàqare gi nga xam ne moom la béykat yi dund ak gàllankoor yi nga xamante ne am na ci campagne bi te ñu bëri jàpp ni taxes yi daal xam naa ne bu amee yeneen cause itam moom gënul ci yi nga xamante ne jur na fi jafe-jafe yow en tant qu'économiste nekk conseil ministre bi nga déggee mbir moomu lan nga ci xalaat ni war naa mën a. waaw jërëjëf sëñ Ousmane maa ngi lay gërëm. di la sant et di gërëm ñi ma bokkal plateau bi président Tabidou suma rak suma xarit Habib Thiam. et Cheikh Ndiaye Bambali. moo def naa Mamadou Ndiaye. Cheikh Ndiaye Bambali. et di ko gërëm di ko sant. et di wax nag waxtaan wi ngeen organisé am na solo parce que lu ay di njàmbat. te taay moom réew mi mel na ni gerte moo fi njàmbat. moo fi coow. toog naa fi nag ci ñetti cër. toog naa fi ci président Sonacos. waaye président conseil d' administration Sonacos. toog naa fi ci turu conseil technique ministre
l'agriculture et puis toog naa fi ci cëru économiste wala koo xam ne daal xaw na am xaral tuuti ci wàll koom-koom et mbir mi nag boo ko seetee dafa mel ne cat moo dugg ci gerte gi ren Aliou Dia dina faral di wax ni gerte làmbu jinne la daanaka daal kenn ba buñ ko tëggee kenn mënu ko fecc gis nga année yee passé bi mu defee campagne ay 600-700 000 tonnes lañ doon am njëgu gerte gi dem ba mujj gi gis gerte dafa mel ne woon gis jama ci àll bi nit ñi defar ay seko tabax ko jël gerte gi dugal ci biir di gerte gi sax lu gën nit ñuy gerte jur géeg yu mel noonu booba production bi demewuloon noonu 600 000 700 000 tonnes 800 000 tonnes ren yàlla dogal macha allah gerte nekk fépp 1 411 000 tonnes gëj na am et cat dugg ci njëg yi ci àddina daanu Habib li nga wax dëgg la njëg yi maanaam diggante taxe beeg njëg yi ak njëg yi daanu bitim réew ay la yëwoon njëg yi daanu bitim réew mooy di gën a impacté maanaam moo gën a yàq njaay mi ci bitim réew tey mbirum taxe boobu sax yow def naa sama xalaat xam nga ko ci bu ma fi teewalee nguur nag am na loo xam ne du ma am droit di ko wax mais ñi may dégg di ay kilifa yi gën a mag ci réew mi xam nañu li ma doon xalaat ci mbir moom et cat nag du wees waaye def naa ni ba léegi dara yàqoogul am na naam loo xam ni njàqare am na ci àll bi waaye nag tiis amagul njàqare mooy am sa gerte war a ko jaay tuuti dese et di seet foo koy jaay parce que leneen luñ ci wax rek wax joo xam ni léegi luñ ci waxoon la lu ñu analyser woon mu dellu siwaat war nañu waaye gerte gi nga xam tey ji mi ngi ci loxo baykat yi te dem wala gis ñu ko ñëw ni leen ñaata lay jar loolu mooy wax ci te du ma weesu ci record bi nga xam ne am na parce que boo bayee 1 400 000 tonnes génne ko ça veut dire que am na foo jaar ci wàllu politique ak yooyu président nag ak nguur gi li ko dal mooy xëy na mbaax mu ëpp njëg yi daan na ci bitim réew wax na ko fii nee na ay 190 ak i 200 la ñuy jaay mais njëg bi réellement bi ñu ko calculer 187 francs la woon bu nguur gi ne woon man damay yem ci njëgu économique bi xëy na tey jii lii am du am waaye mu ne année sociale laa nekk dina njëg bi daal bu yokkuwul du wàññeeku kooku ci premier facteur yi nga xam ni indi na lii d'ailleurs am na kilifa gu mag dama ko téléphoné ni que man de ci sama xalaatu nit koo xam ne daal koy xalaat la koo xam ne léeg-léeg lu bare du ko tënk est-ce que mënuñu woon xalaat njëgu gerte gi ñu fixé ñu wàcce ko dafa raccroché téléphone bi image raccroché téléphone bi wax continuer wax ak man parce que boo bëggee booy wut saafara aussi da ngay xalaat te boroom xel day xalaat et liñ ci wax yëpp nag léegi mooy bu nit ñi déggee 1 411 000 tonnes sénégalais bi nga xam ne xamul mbay wala nekkul ci mbay day yaakaar ni 1 411 000 tonnes yëpp la ñu war jaay ci marché bi te demewul noonu seet nañ ci campagne yi nga xam ni yëpp jaar nañ fi parce que jamono bi fi ONCAD di nekk booba OPS amul Karo usine amul ak yooyu nga xam ni mën nañu bay 1 500 000 tonnes nu mu tuddati Sonacos jënd 1 15 000 tonnes parce que contexte yi bokkul booba OPS amul coopérative ñoo fi nekkoon di jënd di roñ yóbbu ci usine bi Sonagraines ak ñoo ñëpp nekk fi di liggéey exportateur amul woon chinois amul woon leneen amul woon kon nag bu ñuy def analyse bi contexte yi dañ ko war aussi di xam ni bokkul tey économie Sénégal dafa ubbeeku gerte gi dañ koy jaay ci biir réew mi di ko jaay ci bitim réew segal bi booba ku bëgg def segal ñu jàpp la ku bëgg même di jël ci benn zone boo xam ne dañ ko tracé communauté rurale bëgg dem ci beneen dafa jaay gerte boo defu nag ñu jàpp la booba système d'encadrement moo fi nekk léegi nag fii ñu nekk et économie libéralisée la liberté yi bari na ci réew mi nit ñi et fu ñu yaakaar daal xëy na moo gën ci ñoom fa la ñuy dem ñu jaay gerte
mais ay la yëwan bu ñu ko seetee ba seet daal fii ñu toll nii jafe-jafe bi am ci campagne bi mooy financement. Sonacos mi ngi jënd am na financement pour mën a jënd 200 ba 250 000 tonnes waaye financement boobu ni muy doxee cycle ba dafa gudd dafa yàgg maanaam foog nga jënd foog nga defar facture yi nangam yónni ko ci kala financé woon léeg-léeg balaa moo dellu siwaat dana yàgg nga xam ne Sonacos moom tey jii su fekkee amoon na nangami milliards yoo xam ne dana mën tax fii mu toll facture yooyu ñu yore mu jege fukki milliards fay nañ ko fukki milliards bu duggee ci àll bi fi mu nekk leneen lu ci duggati gerte gi jeex boobu mooy bu njëkk bi beneen bi OPS yi am na xaalis bu ñu leen deseel buñ leen ko fayee muy juróomi milliards wala juróom-ñaari milliards lu yokk ci seen li ñuy jënde ñu dem jëndi mbir mi bu jeexul dana wàññeeku lool exportateurs yi door nañu gis naa ni seen statistiques yi semaine bu nekk seen exportation mi ngi yokk loolu def naa buñ ko boolee lay des ci gerte gi defe naa du bare li ci des nag mooy dañu war tey jii suñu politique gu gerte ñu saytuwaat ko parce que fi mu nekk pool bancaire jamono ONCAR 75 amoon na pool bancaire nga xam ne balaa campagne bi dañ ni am na nangami milliards ren pour jënd gerte gi loolu amul pool bancaire amatul gouvernement bi bëgg na ko waaye banques yi ak banque centrale d'accord uñ ci foog ñu am beneen pexe banques yi nga xam ne aussi ñoo fi nekk seen capacité ci xaalis parce que situation bi Sonacos di dund bu fekkee ne banques yooyu am nañu capacité ñoom daañu débloqué xaalis Sonacos jënd xëy na ñu tekk ay commission ak yooyu yëpp et gerte gi dem bu xaalis bi jógee bitim réew ñëwee et ñu jël seen xaalis ak seen ay commission complet kon banques yi nga xam ne tey jii ñoo war financer mbay dañ leen war dooleel jox leen suffisamment de moyens nga xam ne buñ ko amee OPS bi état bi yoreel bu ñëwee présenter ay kayitam ma financer ko parce que xam naa ni OPS bi yoreel nañ ko lii buñ koy fay ci man lay jaar ma jël ca la ma yoreel ak commission ak intérêt yi nga xam ne moom laa ciy teg man daal ci solution parce que ki nga xam ne moom dafa xiif lu mu lekk la bëgg xaaral daal mën baykat bi fi mu nekk loo ko wax te waxuloo ko nu ñuy def ba gerte gi nekk ci loxoom mu jóge ci waxuloo ko li nga xam ne mën na ko dégg nañ ci man daal ci analyse yu xaw a gàtt lii nag laa ci bëggoon wax et ci wàllu ministère agriculture nag foofu dinaa la tontu vraiment mooy ministère bi nga xam ni man de sama téléphone guddeeg bëccëg du tëju ministre agriculture aussi téléphone am du bëgg tëj ku ma ni que diw bëgg na la gis kooku dana ko gis balaa moo def 48 heures kon foofu ñàkk déglu nit ñi ak ñàkk leen recevoir vraiment amu fa bu fekkee da ngeen am kuréel boo xam ne boolewuñ ko ci li ñuy def wala duñ ko convoqué ci li ñuy def waxama ko fii léegi ma bind seen turu kuréel bu subaa bu ñuy convoqué ministère agriculture ñu convoqué la kooku leer kon nag foofu moom amu fa moo tax nee na moom rafetlu na sax teewaay kon loolu dal na xelam waaw Alaaji Tambédou parce que Youssou Diallo brosé na ko sànq mooy li aju ci MP yooyu nga xamante ne yéen déparé ngeen ko campagne bi te loolu itam yaakaar naa bokk na ci li gàllankoor mbir mi parce que bu fekkente ne am na MP ngeen di xaar pour mën a démarrer te banques yi fi nekk aussi amuñ capacité pour financer OPS yi est-ce que loolu aussi gis na ne bokk na ci li gën a gàllankoor mbir mi ba mu am retard. waaw loolu moom la ak na Youssou ni mu ko waxee rek noonu la amee parce que ñun bi campagne bi war a des ñaari weer ñun xamoon nañ ni ay problème a ngi fi yoo xam ne buñ ko réglé jafe-jafe bi ci campagne bi mën naa am ndax comme ni nga ko waxee su fekkee ne état de banque de la lebal nga def jiw nga def semence def engrais banque bi lebal la nga def ko jox ko état jox ko producteur yi te fayuñ la xam nga pour banque bi nga amaat fa leneen loo xam ne dana la doy ci commercialisation day xaw a jafe ndax wolof def ne bor du am rak banque yi sax xañ na loolu banque yi nga xam ne nii yàgg nañ ci mbay te miin nañ xam li agriculture sax léegi ñi ngi defar rak waaye ci condition yu métti xam naa ci lañ koy defee ba tax na loolu it ci li indi jafe-jafe ak campagne bi ci la bokk ndax bu fekkee ne état de la amee banque de la daf laa lebal nga jox état fayu la loolu it wax di yàlla mañ ci ñaax état bi pour mu gën cee góorgóorlu
ndax loolu it dafay gën a indi ay loolu day indi ay jafe-jafe daal. loolu andi na ci problème yu rëy ci tardement ak campagne bi. ñaareel bi passé it su fekkoon ak li muy jafe-jafe it Sonacos su fekkoon na mu nekk ci ay état yoo xam ne ni yu baax la nga xam ne ku ñëw oto bu ñëw balaa am ñaari fan ñett nga wàccee. boo wàccee balaa am comme ni ñu ko defee ci contrat yi 3 jours 4 jours ñu fay la. mën na am jafe-jafe bi xañ na du métti nii. waaye da ngay gis oto boo xam ne da ngay am 15 jours wàcce toogaat 1 mois doo jot sa xaalis muy 45 jours xam nga loolu it. su fekkee da ngaa leb banque xaalis pour war ko liggéey loolu wóor na la ne say intérêt ak say frais loolu mënu koo génne. fay traite fay chauffeur. waaw fay joxe ay ration ba 20 jours. loolu it ci li ko andi bousee loolu ay ci la ko bokk ba nga xam ne nii soo defee benn chargement di def 15 jours maanaam 45 jours doo mën a jot sa xaalis. loolu tiitaloon na opérateur yi ba nga xam ne nii am na opérateur yi nga xam ne ñu ngi doon góorgóorlu ubbi ay point de collecte di jënd gerte 210 francs demoon nañ ba ragal wax ne seen point même buñ amul xaalis yi ku ñëw bëgg a dénkaane sa gerte ñun la bu ko jël ndax li tax ñu ne bu ko jël dafa wóorul woon ñu ne ndax gerte gi buñ ko fi dajalee yi dana am fuñ ko jaay man fu mel ni ñun ñi comme banque yu mel ni ay BND CNCA am na lu ñu ma abel maa ngi ko jëndee gerte waaye fu mu ne nii am naa problème mu jaay ko. waaye loolu it yëpp sax bi nga xam ne chef de l'État ñëw na wax ci rajo yi ñun ñëpp dégg mu assuré ne gerte gi duñ ko bàyyee baykat ku ko jëndi duñ la ko bàyyee loolu it encouragé woon nañu ba ñu ngi ñemewaat pour jëndaat. ndax amoon na ñoo xam ne demoon nañ ba sax financement buñ ko amoon sax duñ ko wóoloo jël. ndax jël ko jëndee ko gerte campagne bi tëj doo ko mën a jaay banque bi taxaw di la laaj xaalisam loolu dafay xaw a doy waar. bal foo loolu moo gënoon andi embouteillage bi ndax dañoo commencé di jënd 210 baykat yi ku ñëw wóolu dépôt boo amee xaalis fay ko ñu xëy benn bis rek ñu ñëw boo ñëwee ci sako bi ne damay dépôt ñun la déet ñun koy jëlatu loolu ci li gënoon a tiital baykat yi la waaye loolu li nga xam ni président wax na ko nii xam naa ne dana ci wàññi lu bëri ndax ñu bëri kii nañu ndax en tant que président de la République bu taxawee wax ne gerte gi danañ ko jël ba mu jeex tàkk ci baykat yi ñun duñ mën a def lu ngay gëm ko ba tax na loolu tax na ñi gën a engagé ñaareel bi it am na lu wax yi tournéem bi yaakaar naa ne li mu wax sax dëgg la parce que nee na chaque jour dañuy génn 600 ba 800 millions loolu xam naa su fekkee am na it maa yaakaar na ci fukki fan yu mujj yi la am waaye la ko jiitu parce que 600 ba 800 millions par jour soo defoon campagne yu presque 1 mois et 20 jours tey kooku ay milliards yu dul jeex la te boo seetee sa réception bi ñuy réceptionné ci usines yi parce que dépasse wul 600 à 800 millions par jour bon bu fekkoon ñu ngi koy fay am yaakaar naa bor du am tey Sonacos rek li mu amee opérateur yi fi ñu toll nii ëpp na 1 milliard comme ni ko Youssou waxoon 1 milliard boobu bu ñu ko fayoon ñu dugg ci àll bi jëndaat ko gerte andi ko it yaakaar naa yëf yi dana xaw a débouché ba nga tax daal yaakaar naa daal man daal li ma gis daal fu mu ne nii daal solution bu ñu war a mën a def daal pour réception bi gaaw paiement bi gaaw daal moo mën a gaaw pour régler problème yi ci àll bi daal. d'accord dinañ ci dellusiwaat léegi El Hadj Tambidou Habib Thiam politique agricole Sénégal boo ko doon xayma tey par rapport ak yéen ñi exporté fan nga yaakaar ne foofu vraiment la mbir mi sooxee bi loolu nga xamante moo waroon gën a gaaw ci yóbbu gerte ci biti nekk loo xamante ne day nekkaat solution bu rapide sax ci njaayam gerte Sénégal nga xam ne comme ni ñu ko defee at yee passé te ñu toog lu bëri sax soxla gerte fekk yëpp dem na fan nga yaakaar ne foofu la ñu waroon mettre l'accent bi génn ci guddi gi. manque de concertation. mooy lan mooy ministre de l'agriculture son rôle mooy produire liñ ma sa wax mooy dafa ñëw accaparer presque 3 ministères ci gerte. mooy ministre de la production ministre de la commercialisation et ministre de la transformation. mooy produire gerte moo koy jënd moo koy jaay moo koy organiser moo koy transformer. moo tax président bi mu ñëwee Kaolack mi ne dina oo ñetti ministères yi nii pour ñu bokk ci commercialisation ma rafetlu ko nee naa au moins dana corriger benn accaparement boo xam ne mi ngi fii ministre de l'agriculture moo ko def. ministre de l'agriculture mooy produire su produire décret yëpp moo koy signé pour commercialisation waxtu wi lañ koy tàmbali waxtu wi lañ koy arrêté lu si yoonam waxtu wi lañ koy tàmbali waxtu wi lañ koy arrêté
waxtu bu ñuy fixé prix bi sax moo koy organiser au niveau du Sénat. c'est-à-dire que gis nga nit ki da ngay xam foo tàmbalee ak foo yem. te gis nga gerte dañ ko war a mën a organiser grand wax na ko léegi. dafa jot gerte li mu amee poids économique ci dëkk bi ak baykat fu nga xam ne fa la toll tey ñu gën ko fonk dooleel ko teg ko ci digg bi mu yëg ca kaw. parce que ñun ñii ñëpp suñu wax gerte ñii ñoo tax suñu yëngatu ci gerte te ci am dara ñii ñoo tax suñu ñaqluñ ci tool yi di tawte ci tool yi wala ñuy sonn ci tool yi ñun ñii ñëpp kenn du ci yëkkati benn jéego naan da ngay liggéey. c'est-à-dire que mooy kii lu mu wax mooy def ne nañ xalaataat beneen modèle ci filière arachide beneen modèle de commercialisation beneen modèle boo xam ne suñ ko tëralee baykat bii kat dana jiitu dana ci gis boppam. loolu mooy li am solo. mooy ministre de l'agriculture su fekkee ne dañ ko wax pour mu produire gouvernement bi jox ko ay matuwaay mu produire su produire pare ne nangam laa am nii mu au ministre du commerce kat loo ci xalaat. ban système de commercialisation lañ ciy def te lépp rek waxtu bu ñu koy def nañ jiital ki nga xam ne aussi moo koy ñaqal moo koy liggéey tant que jiitaluñ baykat ci suñuy mbir mooy ci waxtaan mooy ci bi ñuy jëf duñ dem fenn parce que nit ki mënoo ne da nga koy dimbale ba pare te doo ko oo ci waxtaan wala ba ngay nas di ko def nga ignoré ko wala ñu jël nit ñoo xam ne ñu ne ñoo représenté baykat yi te du dëgg nañ ko wax. ñu bëri ñu ngi ne ngaaw yi di wax ci télé bi naan ñooy waxal baykat waxaluñ baykat seen bopp lañ fi nekkal nañ ko wax ministre bi saa yuy def tournée dina ànd ak ñoo xam ne dañuy wax rek waaye tool sa amuñ ko nañ waxante c'est-à-dire que dafa jot nit ñi di ku ci nekk di waxal sa bopp wala ngay waxal sa kuréel su fekkee ne yow si sa bopp nga nekk nekkal ci sa bopp waxal ci sa bopp waaye bul wax ci koo xam ne yow sa yoon nekku ci xamoo sa li muy nekkee xam nga ku taxaw ne baykat moom tax a jóg mooy avocat baykat taxaw ne commercialisation amul benn problème mi ngi dox kooku amul lu muy rus wala kooku amul xalaat mbir yi dañ ko war a organiser waaye ñu toog ñu xalaat ko kan mooy waxal kan ak lan lay wax ak kan lay waxal lu koy jëriñ parce que su fekkee ne da ngay waxal mbir ak nit ak ay kuréel yaakaar ne da ngaa war a mën a jiital li leen di jëriñ d'abord ba pare bala ngaa wax yow li lay jëriñ yow kon ministre de l'agriculture war na mën a xalaat seet ñi nga xam ne ñoo ko wër ñu koy waxal di ko wax lu ko neex war na ko xalaataat bu baax gis nga loolu jëriñu ko parce que gis nga buur soo ko jegee di xaar pal ci moom wala ngay xaar lu mu may ci yow lu mu la may doo ko wax dëgg buur soo ko jegee ngay xaar mu fal la wala ngay xaar lu mu la may wala lu mu la ay avantage yu mu la defal doo ko wax dëgg wala nga am loo koy ragal rek waaw doo ko wax dëgg te dëgg googu ñuy wax président de la république ak ministre de l'agriculture moo leen di jëriñ parce que dina tax ñuy jàng loo xam ne lii suñu leen waxoon dëgg ci njëlbeen lii xëy na mënoon na jur ay matuwaay yoo xam ne pour du yegg si fi waaye di leen raayal daf dox nag yaay waajaak yaa fi rafet ak yaa fi def lu kenn defut ak nangam ak nangam gis nga loolu doxalu réew de réew lu koy doxal mooy wax li nga xam ne doxul ñu ne doxul ñu jëm ko régler ñu teg ko ci mën a dox intérêt général loolu mooy problème bi te tamit dinaay fàttali benn mbir ci affaire taxi yi wax naa ko grand ma ne ko ñi nga xam ne ñoo xelaloon président de la république dëgër ci ne pour ñu taxer ñu andi subvention de l'état nangam dañuy exporter subvention dañuy exporter main d'œuvre dañuy exporter lii dañuy exporter là ba président sukkandiku ci ba signé pour ñu def benn loi boo xam ne pour taxer ñu 40 francs ñooñu su fekkoon ne gor lañ tey dañuy démissionner parce que situation bi yëpp ñoom ñoo ko andi su fekkoon ne gor lañ duñ fi toog mukk di wax ñoom ñëpp démissionné nañ parce que baykat lañ am ku ci nekk rek am nga mbokki baykat te baykat lu muy dund tey yàlla rek moo ko xam parce que ñun fa lañ ne dafa am benn insecte bu ñuy wax bruche kii xam na ko su xasee ba attaqué gerte gi rek da koy naan ba mu jeex te fi mu ne nii c'est la période propice mooy mois de février fin février mars avril dafa ñoo raw yamb ñoo raw aussi ay criquet mooy criquet moo ko raw parce que ni muy def gerte dafa gaaw te ñun exportateurs yi sax ñu ngi ciy waxtaan ci yu bëri ba nga xam ne aussi suñ moytuwul sax protocole bi nga xam ne am nañ ko Sénégal ak Chine mën na doy waar mën nañ ci remettre en cause parce que lu tax gerte ren yàlla moo def kéemtaan dafa baax dafa bëri diwlin de maa ngi dégg sax président nu mu directeur Sonacos Fabien muy wax ci gerte di wax ay taux nu mu tuddati ci nal diwlin bi la teneur en huile bi mu ko calculer chiffre yi mu wax man gis naa ne 33,33% lañ am loolu amul
gerte Sénégal ëpp na 33%. teneur en huile. te ren gerte gi dafa am benn melokaan bu nga xam ne kii xam na ci dara ni mu bëree diwlin dafa jéggi dayo moo tax su bëree diwlin rek pour mu yàqu bruche yi dañ koy soxla. c'est-à-dire que dañ koy xemam. dañ koy gaaw rek ravage. kon directeur Sonacos bu wax na ne dinañ jënd gerte benn doom di fi des mais balaa boobu ay doom yi mën nañ yàqu ci loxoy nit ñi. jënd mënu ko jënd. mënu jënd gerte gi yëpp. nañu waxante dëgg su fekkee Sénégal rek moo tax ñuy wax seen capacité pour jënd huiliers yi ça fait 5 ans mi ngi nii 250 000 tonnes sax matul. te Youssou na ma baal Sonacos la mu jëndoon daaw mi ngi fii kenn nalu ko yàqu na. ñu bugg a yokkal la mu jëndoon daaw 7000 tonnes yàqu na. yu dolli na mi ngi ciy dolli parce que c'est l'argent du contribuable. ma ngay dolli di dolli te Sonacos mënagul nal benn bouteille d'huile. c'est-à-dire que nañ wax li nga xam ne aussi muy jëriñ réew mi. te alali réew mi ñu jéem ko sàmm di waxante lii jëriñ. parce que lii yëpp dafay daanuwaat ci kaw baykat parce que baykat ñoo fi ëpp. gerte baykat moo ko moom baykat mooy patron am. naam bëgg nañ jënd gerte Sénégal waaye dina am ci beneen format boo xam ne dinañ ci wax xëy na Youssou Diallo le nouveau système d'industrialisation boo xam ne ci gerte man am nañ ci xalaat. boo xam ne xëy na suñu ko laajee suñ ko waxee. danañ trouver schéma boo xam ne Sonacos dana ci mën a génn keneen dana ci mën a def keneen dana mën a def système d'huilerie boo xam ne gerte Sénégal mën nañ ko nal fii di ko jaay fii di ko lekk fii nii ñun loolu moo ñu li gënal. dañ ne su fekkee ne gerte Sénégal mun nañ ko nal fii nii wallahi ñun li ñu gëm mooy gerte Sénégal waroon nañ ko mun a produire fii nii nal ko fii nii di ko fi jaay ñëpp di ko lekk. Sonacos suñ ko jàppale woon ñu toj ko def ko ay Sonacos yi Sonacos parce que Sonacos format bi mu am nii. pour mu jóg ci dana jafe. dina jafe format bi mu am nii nga xam ne am macro dafa nekk lu rëy loo xam ne lu ponkal na jëddaaral. pour mu jóg ci pour mu génn ci dafay jafe parce que charge yi. dafa ëpp dafa jéggi surtout ren am na ñaari incendie yu fa jaar suñ ko tojee def ko ay Sonacos yu bëri. yoo xam ne yu mucc ayib la yu ndaw la ñu ci keneen ku ci mënee def beneen Sonacos bu ndaw keneen su mënee def ñu nal diwlin parce que entamé woon nañ transformation boobu ci àll bi mais dafa mel ni depuis Sonacos rôle am sama xalaat mooy mu créé benn usine boo xam ne de raffinage képp ku nal diwlin nga mu andi mu raffiné mu jaay ko mu nal ko def ko ci ay bouteilles jaay ko Sénégalais nit ñi lekk ko au lieu ñu indi gerte ñu indi huile brute bu baax ñun ñi li ñuy am mooy dañuy muté wu dem di transformer gerte gi di ko andi Sonacos mu koy def raffinage comme attana ñu def ko ci bouteille di ko jaay boobaa charge yi dina wàññeeku waaye tant que ñu ngi ci format bi du dem te fi mu ne nii comme mënaguñ am loolu man li ma gëm mooy solution bi mooy exporter gerte keesu moo fi ne pour baykat bi mën a sauver dinañ ci dellu soit léegi Cheikh Ndiaye parce que président wax na ko ni nañ fexe ba ñuy transformer fii diwlin bi di ko naale fii di ko lekk ci biir réew mi mu mel ni loolu waroon na bokk ci li mu waroon njëkk a wax ci njëlbeen ca depuis 2012 ndax nit ñi yàgg nañ di naal gerte waaye àgg nañ foo xamante ne sax loolu dafa mel ni lu xawoon naax saay la ci réew mi te yéen béykat yi am ngeen ay solution mais dafa mel ni yéen kenn concerté wu leen ci mbir mi. waaw jërëjëf sëñ Ousmane li ma waxal rek ma siy gën a dellu sëñ Youssou di ko xamal ni loolu mu wax moom gën na ma dëggal wax jooju nga xamante ni moom lan ni boo demee États-Unis nee nañ dan la naa loo man boo demee France ñun la yan diplôme nga am boo ñëwee Sénégal ñun la ku la booleeg man wala kuy sa bàjjan kon léegi lii mu ni moom bu ma ko jotee dina ma booleeg ministre bi loolu firndeel na loolu ndax damaa dee ni ministre bu dee am na ñu bindub leetar indi ko déposé ko fa ñu wane dóoral la kaase ni leetar bi agsi na mënuñu laa tontu mënoo gis ministre bi kon mel na ni yow il faut nga am loxo boo xamante ni moo lay yóbbu sa ministre ba nga soog koo gis te it loolu mu waxi kuréel it man loolu lu ma contre la te képp koo xamante ni yaa ngi si mbay di def loolu sa bopp na la wóor ni mbay mi du jëm kanam te du mën a baax ndax ñun ñi si àll bi dañoo gëmul loolu kuréel yeeg syndicat yi lekkukaayu xaalis dong lan mais tey bu fi téeméer neen jox la nga yóbbu foofaat bu dajee feet dajeeluñu fa baykat yi man damaa bëggan président France boobu fi ñëwoon ñu naa ko Macron jàngal na leen loo xamante ni da ngeen koo seetluwul waaye war ngeen ko jariñoo ndax gis naa classe yooyu ñu ko waxan bi ñu demee ba def 28 bi mu ñëwee ban présenté ko daa dem ba xale bi gën a ndaw mu ne ko lii kañ ngeen ko tàmbali mu ne ko diirub 3 fan ma bëgg président tey bu yàlla dogalan mu demati ci àll bi na xool
man sax bi may ñëw fii sax amoon naa meneen mbubb mu gën a rafet waaye dama ne bu ma ko solee bu ma demee dan mën a doo béykat daanaka boo solee mbubb boo solee lu baax sax dañuy weddi dan naa doo béykat yow da ngay wax rek ma ne kon naa sol li gën a kii ndax ñu nangu ni béykat la te waroon ngaa romb foofu yow waroon na maa romb foofu kon léegi président dafa war bu dematee ba si àll ba ban daje noonu ba ni dañuy kii ba muy jël kàddu mu xool ku doy waar ku yor yére yu woyof yorub tengaadeem waa loolu ñu naa caay ju xaw a xottiku mu ni ko yóot ba mu ñëw mu ni ko yéen ndax li may joxe mi ngi agsi si yéen ak nu ngeen di jotew jiw bu boobaa kooka moom amul keneen ku koy xelal foofu la muy dund rek la lay wax kooka dina am njariñ si moom waaye ñii nga xamante ni la laa gis président di ko def yow sooy dem ñii nga àndale Ndakaaru gii ñoo yor kàddu gi soo demee ba Kaolack ñoo yor kàddu gi boo demee ba sa càmm ga ñoo yor kàddu gi léegi yow kañ kon mën ngaa toog Ndakaaru rek tàyyee tournée léegi yow tournée bi du la jural dara doo fa jëlee lu bees doo wax ak ñi sa àll ba doo wax ak dara yow sa porte-parole yi nga àndal fii boo demee ñooy doon porte-parole ña nga fa fekk loolu kay wax dëgg yàlla man daal état damaa den day gëlëm loo nit rek ndax daal président mii wallaahi man fi ma ko gisan ci émence burum lu néegi ñax di sëgg fu ne nga dugg fa man daal ku ma noon guute gi mënees na ko fee dugal ma weddi ko te itam loolu sëñ bi wax gis nga ñii naa ñoo fi nekkal baykat yi gis nga comme yàlla dogal na day kilifa mënuma ko wax li wolof naa wenn taat mënta war yaari mbaam waaye kon jenn jëm mënta war ñaari kaat ndax yow comme nee nga baykat yi nga fi nekkal yow kay wax dëgg yàlla del défendre baykat yi di wax lu leen jagal waaye yow mën nga ni baykat yi nga fi neel pare yaay porte-parole ministre bi yaa koy waxal loolu koy wax dëgg yàlla weddi na ni yow li nga nekk nekkoo si leneen nga nekk te it mënoo yow gouvernement bu ñëw nga ànd ak moom bu daanoo nga dem ànd ak moom ba pare yow gouvernement bii sax moo la war a ragal ndax comme doon nga def lee sa lee ba kooka daanu ñu xam ni baaxul bu keneen ñëwee nga bëgg koo féetewaat wet googu war naa mën a xam ni du baax te itam loolu ñu wax si usines yi itam si diw gi mooy dëgg ndax fi mu ne nii waa Touba ngi nii barki démb lan ndaje Mbàkke def benn ndaje wax ni ñoom seen diw gaa ngi nii ñuy segal te fu mu génn bu dee Dakar la jëm si bu agsee Bambey ñu nangu ko su dee Ndar la jëm wala Kajoor ba agsee Kébémer ñu jàpp leen laaj xaalis kon léegi loolu kon bu président waxee loolu ñun dañuy jaaxal ndax président moom wax dëgg defe naa kuy am information rek moo la ko war a ëppale kon looloo tam wax dëgg yàlla lu war a bàyyi xel la te itam ñun ñi nga xamante ni ñoo ne si terrain bi di liggéey nan nuy boole si liggéey bi lettre yi juróomi lettre la benn bi maa ngi ko bindan ministre bi lan maa ngi ko bindan kii 28 avril 2014 ban koy soog a fal laa ko bind lettre bi lettre baa ngi nii lenn lu may jariñ nekku si rax bi wan ci mbay mi rek laa ko doon wax recevoir ñu ma bindaat ko beneen lettre 2e mois le 12 2016 tontuwuma ma bind président de la république 1er mois le 21 2016 tontuwuñu ma bindaat ko 5e mois le 13 2016 tontuwuñu ma bind premier ministre 5e mois le 1er 2016 tontuwuñu ma kon léegi mel na ni Sénégal moom il faut nga am ku jàpp sa loxo wala nga am ndijaay junne si yëf yi nga soog leen mën a gis waaye mokkal dal taxul ñu ne kay wax kay tari jël la kon nag moom loolu tam ba tey war nañu see dimbali ñun baykat yi ndax fi mu nekkat wax dëgg yàlla affaire bi moom dëggam moom yooyu yëpp ay jafe-jafe la si ñun te it ñun ñooy dund li ñuy dund te am na ni jafe-jafe nan nu dimbali di wax ak ñun te itam fi mu ne nii bu loolu jàllee itam ñun di wax dëgg yàlla bu ñu yoru woon suñu góorgóorlu bopp wallaay rasim bu dee 1.400.000 ñor bu du woon ñun suñu wàllu bopp ak suñu góorgóor lu may état bi dong lan yaakaar 400 yi du ñor ndax wallaay rasim lii ñuy joxe surwaasoni bii nga xamante ni def nañ ko si ni gerte dafa daanu bitim réew ñu yokk ko ba muy jar 210 dañoo sànni seenu xaalis ndax ñun jëriñoowuñu ko ndax opérateur yi jënd bari na si yoo xamante ni day ay mbappat la ñuy def 175 sax am na si àll bi léegi loola yow nga jënd ko ba pare ñëw daal di déclarer usine bi ni ko 210 laa jënd mu tegalaat la lam la war a tegal yow léegi sa surwaasone boobee sànniwoo jëriñoo baykat bi jombul opérateur ba nga jëriñ waaye du baykat bi léegi si tey jiw wi itam ñu dem ba koy jaay 500 wala ñun ñu ngi jënde woon 800 am na ñu jënde 1000 francs gerte yow léegi 280 yi ko gouvernement bi surwaasé woon ne ko moom la koy jaay ba dee ba tax tey mu dee ni góorgóorlu na ba def 210 ndax jàpp ni moom 280 yi ñun moom lañ ji te ñun jiyuñu ko 1000 francs ngeen 1000 francs lañ jënde ñenn ñi 800 francs kon man wallaay rancim 20 kilos la ma gouvernement bi ca moom laa aman ci moom te billaahi benn doom génn si kon man sama tool bee la sa ñor lépp
bu doon gouvernement bi rek du ma ñoral dara. benn doom du ma ko ñoral. yaa jënd engrais maa jënd lépp engrais moom ñun ban ko bàyyi yàgg na ndax mënuñu ko am. léegi nag kon gouvernement bi na ko wóor ni subventionné bii muy def day sànni xaalisam bu ko mënee bàyyi na ko bàyyi. ñun de yàgg nañ ko koo digal. Souleymane Ndéné de toog na ma ak moom ma ne ko Fatou Gaye Sarr de yéen déclaré ngeen ni ren borom kër bu ne 50 kilos ngeen koy jox te ñun ren 15 kilos la na am. mu ni ma loolu day wërta mën a am toog daal di def téléphone bi mais liibar woo Fatou Gaye ni ko baykat yi ma neel di neenan 15 kilos nga leen jox. mu ni ko tekk ba yàgg mu ne ko dinaa vérifier samay service ma ne ko buy vérifier service yi de doo ma la gisaat yow. te it wóor na yàlla loolu la na am. léegi si tey loola ba mu amee léegi comme léegi yow milliards yi da nga koy génne te milliards yi boo ko génnee du jëm sa ñam àgg na nga ko bàyyi. soo bàyyi woon milliards yooyu sax téye ko ñun buñ bàyyee ba ñoral nga xam ne moom da ngay daal di génn xaalis bi. boobu nga naroon a situation daal di koy jënd xanaa lu nit bari pexe ki moom gerteem am na si noonu mënoo dox digganteem ak moom ba jaay ko lekk ko si yenn yi. loola muy loo xamante ni muy matériel agricole bii tam man de sama machine yaa ngi nii yi ma jëndi woon maa ngi ko jëndee comité rural de Taïf. waaye machine yii de ñoom de jàpp nañ ni usine bi nee nan 240 000 la war a jar ñoom subventionné nañ ko ba koy jaay 70 000 machine u nji waaye man de ba ma sa jëndal ren bi ma bëggee jëndalaat sama mag nee na ma soo ma ko naree jëndal jox ma 80 000 ma dem sa jënd sa machine ya Senghor amal mais machine bi moom duutu dugg si kër gi machine bi défaut de fabrication la am fi mu ne nii machine bi tey diksi bi boo ko yàqulee si àll bi mënoo am beneen diksi ndax machine yi mbànd mi dafa gën a rëy mbànd yi aman te bu daanoo day damm xam naa sax ñun def nañ suñu gëstu ba jàpp ni léegi daa am tëgg yoo xam ne ñoo ko defar loolu ñun gëstu nañ ba wax ko te mënuñu koo weddi ndax léegi mënuñoo jàpp ni luñ defar la si usine di ko jaay baykat yi kon loolaa tam waral na luñ ciy def ñun mën na saa boole la nga xamante ni ñun sunum xel la ñu xelal leen dund ngeen ko ci ndax ñun daal sëñ Youssou mii tam am na émission bu mujj def fii kera woote naa fi ndax kera dégg naa mu wax kàddu nee na groupe protecteurs yi muy baykat yu mag yi bu ñuy séddalew jiwu sax ñoom sëriñ si lañ koy jox ndax ñooy sédd taalibe yi kon loola ma lay yëgal fii tey ni la boo nuy joxati bul nu ko joxalub sëriñ ñun joxuñu nu dara ñun daal bul yóbbanteeti bu leen nu defalati dara sëriñ soosi yi ngeen koy jox wax dëgg yàlla ñun gisatuñu sëriñ buy séddalay taalibeem aw jiw kon nag léegi ñun jiw wax dëgg yàlla boo nu deetee jox daal leen moom na nga nu ko jox lu mu tuuti tuuti ñu xam ni lii ngeen nu jox bu ngeen nu ko xañeet ñu xam ni yéene nu ko xañ waaye bu leen nu yóbbanteeti matériel agricole bii muy tracteur yeeg yooyu tam wax ngeen ko waaye ñun gisuñu ko leen ciy gis daal mooy yéen xam ni de gis nañ ni ñun yéen a ko joxe yu si bari fi mu ne nii mi ngi rootum ndox di jaay mi ngi mang ay foos ñoom tracteur yi ñu joxe waaw ñoom yooyu yi ñu joxe defe naa nag seen gerte gi ñoom ñu nga xamante ni moom lañ joxe woon tey bu doon sax defe naa seen biir gouvernement bii de ci lay sax waaye du sax sa toolu baykat yi te toolu baykat yi kon loolu day na kon léegi ñoom defe naa seen tooli bopp daal lañ yor lu mel ni seen kuréel yi nga xamante ni loolu la te nag maa ngi leen di ñaan situation bii ñu nekk comme nee na ay caisse noire dafa am te tolof yi rek lay jëriñ nan dajale ñeenti caisse noire yi dimbali ñu ñun baykat yi mu leer nañ jafe-jafe yi ñu nekk sonn nañ lool ñeenti caisse noire ku ko boole nga am lumière wax dëgg yàlla war a génn nit ñi seen jafe-jafe yi bopp d'accord ñu nga gërëm di la sant Cheikh Ndiaye dinañ ci dellu soit léegi Youssou Diallo kon gis nga chaîne de valeur yi daal yaakaar naa war nañu vérifier waat nag yëf yi de A à Z parce que bu ñu wax assise de l'éducation ak nangam nekkee assise nag sur l'agriculture jot na parce que jafe-jafe yi mu wax ni yaakaar naa bu dee échappé wu leen itam da ngeen ci amul solution wala boobu communiqué wu leen ci. waaw kooku ñu ngi ci xalaat d'ailleurs am na ndaje bu ministre agriculture woote woon jamono yee ci gannaaw. ñu doon waxtaan ci mbirum filière arachide. parce que xam nga PRACAS muy programme accélération agriculture bi. bu demoon bi ci ñu côté jàppoon ci ceeb 2018 bii lay jeex. ñu war duggaat ci beneen. te comme que gerte ni mu toll ci réew mi dafay laaj ñu saytu ko. jëm seet nu ñuy doxalewaat ba mu gën dox. waaye nag boo ko seetee ba seet ko bu dëgg nekkee neel dëgg mi ngi nii. bi mu amee ay tolof ci njaayum gerte bi ak jëndum gerte bi man de ba ñëwee fii représenté gouvernement nee naa ne ay la yoon am na ay jafe-jafe wax naa jafe-jafe bi lan la 31 décembre te defe naa boobu ba léegi kenn teggeewul jafe-jafe boobu waxaat naa ko fii léegi ni problème financement la
ki am gerte war ko jaay ak ki amul gerte bokkuñu. nee naa leen fii production bi diggante 600-700 000 tonnes la daan nekk tey jii dem na ba 1 411 000 tonnes loxo yàlla génnul ci dara waaye nag yàlla dafa am lu mu sas jaam bi et gouvernement bi la mu war def na ko. Habib Thiam mi wootal nañu ci COPEGA benn kuréel ñu waxtaan. ba ni daal yaakaar nañu bu ñu amee production d'équilibre booru 1 600 000 tonnes jëm 1 800 000 tonnes. problème mu approvisionnement huileries yeeg kii yëpp dootul posé wuti. def naa réalité bi jox nañu raison. léegi nag environnement bi taxi yeeg yooyu yëpp lu ñu waroon saytu la. man d'ailleurs kàddu ga ma joxe woon ca loolu la jëmoon. mais du ma ko développé fii ndax agent état la am na loo xam ni du ma ci mën dugg. waaye Serigne Cheikh. ay la yëwan. mbay mi yokku na. ay la yëwan xam naa Taïf nga dëkk yaa ngi fi sorewoo. xam nga Taïf mi ngi ci boo weesoo Mbàkke tuuti rek yaa ngi ci Taïf. 17 kilomètres Touba. waaw. waaye nag bu yokkoo moom ñun yàlla lañ koy sant. ndax yéen seen dimbal moom taxul mu yokk. déedéet ku santul nit doo sant yàlla yàlla nga wax de. waaw waaye nag ku santul nit doo sant yàlla. waaw waaye nag dañ koo mënta jaarale si yéen ndax dañoo gisul lu ngeen nu defal. d'accord lam yashkuri naasi. waaw mais jombul ñi ngeen di jox jiw bi nan leen sant bu seen i tool nangu. mais ñun defal ngeen ndax man mi nga joxan ñaar ku kilo santul saxul. nit doo sant yàlla. waaw kon de bu may sant naa sant ku keneen sant nit xanaa. doo sant yàlla. ay la yëwan bi Macky Sall ñëwee diggante 2012 ak léegi mel na ni lu jafe woon baykat ci engrais ci matériel agricole ci semence ak ci wàllu commercial ba mu fi ñëwee ba léegi njëgu gerte wàccul wax naa ko sànq ba may door man leen mbaaxu gouvernement bëgg jël prix teg ko foo xam ni économie bi tegu ko fa daanaka li xaw indi jafe-jafe yi sax ci la bokk. mën naa comprendre nit bañ a bokk xalaat ak gouvernement bañ a bokk sax ci langue gouvernement bokk feneen waaye nag li nga xam ni mi ngi ni ay lii këtt ni jonn tey jii foo demoon ci àll bi daan fa gis néegu ñax yu bare néegu ñax ya wàññeeku na lool lu ko waral lu tax ñëpp daw di bay gerte ndax gerte dafa neex fi mu nekk soo ko bayee am alal ju gën a bare est-ce que amoon na fi avant kon nag nit mais am na ci loo xam ni bëgguma dugg ci ay polémique maanaam bëgguma dugg ci est-ce que état yaa nekk maa la nii waaye nag dafa di bu dëgg teewee même bu amee lu sooxe neel ay la yowoon lii dox na ci ministère agriculture loolu ma la fi wax waxuma la am service camarade ministre Pape Ablaye Seck ma xam du def service camarade soo ko yónnee bataaxal dana ko jox ñama ko war jox ñooñu nag def nañ seen liggéey defuñu ko man daal gis naa ni képp koo xam ne da nga ministère yóbbu la am na présidence am na fépp nga yónnee bataaxal ñetti at ñaari at léeg-léeg doo am retour nga dajeek président wax ko mu ni ah bon boole la ak nit nga bind semaine boobu ñu recevoir la ça veut dire que fa mu waroon jaar fa la jaarul wala kañ ko jox liggéey ba mu war def liggéeyu ko wax nga ko fii léegi wax nga yenn OPS yi lenn ci OPS yi ñoo jël xaalis di ko jox ay nit ñu dem ci àll bi di mbapat est-ce que OPS yëpp la du OPS yëpp donc mbooloo moo gis am na ñuy def lañ leen sant ak la leen war ak am na ñoo xam ne defuñu ko kon nag foofu moom filaatiya ci affaire ministère bi Habib li nga wax dëgg la man dem naa sax ba ni un jour président bu doon sama sago da ngay def ministère de l'agriculture de l'eau et de l'agroalimentaire mu nekk un grand ministère parce que problème mu mbay teqale production teqale njaay teqale transformation surtout booy waxu chaîne de valeur daanaka kooku xel a koy def waaye ci réalité bi loolu amul yow yaa ngi nii da ngay bay da ngay jënd gerte da nga koy transformer da ngay sax exporter bitim réew donc mennum Habib Thiam bi mënuñu ko dagg ministère de l'agriculture dagg ko ministère du commerce dagg ko ministère de l'industrie dem vers une intégration maanaam gis l'agriculture comme une véritable un ensemble de chaînes de valeur gerte nekk li ñuy wax chaîne de valeur mooy loo xam ne dafa lëkkaloo ba kenn mënu ko teqale lu ci nekk dafa am fu mu yaakaar ci beneen lu ci nekk boo ca jógee ca la ca topp ngay dem
booy xalaat mbay te xalaatoo njaay wax nga ko fi dëgg la tubaab yi ñoom dañuy jaay booba produire guñu waaye fii suñu réew ak ni gerte demee ci àddina si luy xaw jafe la il faut nga raisonner ci campagne parce que cycle yi moo gën a gàtt léegi wax nga ci Sonacos effectivement gerte gi li ëppoon ci liñ jëndoon daaw muy les 96 000 tonnes daanaka jaay nañ ko transformé nañ ko am na nag lu ca des waaye nag ni nga ko waxee daanaka demewul noonu yeneen proposition yi nga def ci Sonacos perspective am yi proposition yu baax la mooy waral et tey jii même reprivatisation Sonacos boobu ñuy wax parce que man sama xalaat mooy Sénégal nit ñi xam nañu gerte xam ngoo xam ni ci wàllu bay ko wàllu jaay ko wàllu transformé ko ba ñuy am usine en 1920 SIB booba Malaisie bi ñu demoon bërki démb amaguñu usine buy defar dëwlin ndax réew mi jaadu na fi tey jii di privatiser Sonacos te li ëpp sax ci Sonacos ay doomu réew mi moomuñu ko te ñu ngi ko doon junjaat bu yàggul pour ñu privatiser waat ko kooku ay piste la li nga wax aussi au lieu ñu def un grand mastodonte ñu jéem a def de ay unités yoo xam ni yu à hauteur d'homme yu yem yoo xam ni daañ ko mën a maîtriser mu nekk ci diggante production aussi bien joxe intrant yi que jënd production bi ci diggante et def li ñuy wax transformation primaire maanaam fexe ba am huile brute boobu nga xam ni mooy dawlinu segal boobu di génn mu am fale koo xam ni moom dafay raffiner dafay conditionner et puis dafay jaay kooku xalaat la comme am na yeneen xalaat am na ñoo xam ne ñoom pour ñoom tey jii Sénégal juróomi huileries yi ëpp na ñetti huileries sax ëpp na ñaar ëpp na bu ñu defoon nag ba fi Sonacos kese nekkee ñu def ko benn consortium boo xam ne dana am suffisamment de moyens sur le plan financier parce que wax naa leen ko sànq campagne bi li ko sooxeloo li ci gën a am solo financement la te nag boo amee noo taxawee amee woo bor banque boo dem mu lebal la kon nag yii yëpp ay xalaat la yoo xam ni dañu war toog ñu xalaat ko parce que gerte yombul. huiliers yi nee nañ am nañu lu ñu leen desal ci xaalis am nañu ci mënul démarrer. waaw mooy kooku mooy kaw Copéol mais Copéol dugg na ci campagne bi mi ngi avancé waaye da di mbirum l'impôt xam nga ministre mënul jékki-jékki faase ko wala président de la république impôt loi la bu dalee sa kaw am na lu la yoon may foog nga jaar fa alhamdulilah waxtaan nañu gouvernement bi ñu ngi fay jaar ba fi mu nekk ñi ngi jënd Copéol boobu am na capacité bu toll ci 100 ba 150 000 tonnes te moom xëy na cycle bi xaalis Sonacos di jaar mu gudd Copéol amul loolu bokk ci moom boo ñëwee teg mu fay la d'accord kon loolu mën na dimbale kon nag moom li Habib doon wax sànq mooy buñ ko éclaté woon noonu yu bëri ma ngoog kon nag xalaatin yi lu ñu war delluwaat maanaam réew mi bu ñuy wax souvent le PSE muy plan Sénégal émergent projet yi rek la ñuy gis projet yi maanaam lu ñuy def ba nangam yokku wa nangam baax mais xam nga lu gën a am solo ci PSE mooy réforme yi maanaam soppar ñi nga xam ne war nañ ko indi d'accord bala sooxe woon door baax wala mu gën di baax mu am bunt buñ ci jaar kooku nag tey jii ci wàllu mbay parce que mbay boo ko waxee li jëkk mooy suuf si leneen li mooy mécanisme fixation de prix yi am na foo xam ne kenn fixé wu fa prix mais coow am fa waaye nag gerte demee na noo xam ne ci réew mi et foog nga encadré ko bu ko encadré trop waaye aussi bu ko wàcc trop mu dem mais ngay évaluer li tax de ñu bare ragal privatisation gis nga année yi nga xam ne ay huileries industrie privée rek ñoo fi nekkoon dañuy toog bu jamono yi amee ñu ne gouvernement ñun dañ njëg bi nga fixé mënuñ ci jënd taxaw am na 2013 2014 loolu fi amoon moo indi protocole état huilier mais prix bi aussi kenn forcé état da cee gis bénéfice am parce que bu ko jaayee 187 aussi dina indiwaat yeneen problème ci population bi électorat am bi mu yaakaar yooyu aussi yaakaar naa dafay nekk loolu war nañ ko mën a reconnaître souvent waaw njëg bi xam nga liñ ci gis mooy
boo soutenir baykat rek jàpp soutenir nga réew mi voilà parce que filière boo xam day impacter 5 ba 7 millions de personnes soo jëlee njëg bi nga yóbbu ko 210 au lieu de 187 kilo gerte bu nekk subventionné nga ko de 25 francs de 25 voilà boo ko jëlee sur 400 000 tonnes tu es entre 11 et 12 milliards de subventions directes aux producteurs voilà kon nag jàppale yi gouvernement bi di jàppale baykat yi def nañu ay saytu mais li ñu saytu yi mooy facteur de production yi ñuy jël muy engrais muy semence muy matériel agricole di ko jaarale ci commission yi muy dem ci baykat yi gis nañ ne entre 15 et 20% moo dul àgg fa mu war a àgg kooku day étude la yoo xam ni existé na. d'accord voilà kooku nag par rapport ak loo xam ne xëy na 80% yi ou 90% yi daawul àgg. et ay la yëwoon am na loo xam ni progrès la. dinañ ko xool parce que Cheikh Ndiaye dina ci dellu si waat léegi. voilà donc vraiment foofu daal. loolu laa ci bëgg wax di wane daal. yaakaar nga bi maanaam daal sama waxu sànq ji rek. njàqare am na waaye tiis ñëwagul. yaakaar nga bi daal. voilà yaakaar nga fi. d'accord te ragal naa ni mesures yi nga xam ne président sant na ko premier ministre. ñu jël ko for naa ci yooyu nag. am na lu toll ci 20 milliards boo xam ne ñu ngi koy mobiliser. pour régler problème financement yi nga xam ni. am na loolu nag ci yow nag laa ko fore. waaye àndagul ci officiel source officieuse daal. voilà dinañ ci dellu si waat léegi. El tamit du parce que Youssou Diallo wax na ko sànq ci diggante privatisation usine ak itam mu nekk société nationale te ay jamono aussi nekkoon na société nationale waaye Habib dafa souligner lu am solo maanaam buñ goree ci l'argent du contribuable aussi dañuy def presque nu mu dikkee rek baax na à l'époque lañ doon wax fonds de soutien boobu ñu sotti waat déwén sa loolu itam di sotti ay milliards yu dem béykat bi du avancé état bi du avancé di ñàkk ay milliards diggante foofu aussi est-ce que solution boo xamante nit mën na cee sukkandikul. waaw xam nga loolu man naka jëg damay wax ni xam nga usines yi xam nga Sénégal gerte dafay nekk loo xam ne nii comme ni café mel Côte d'Ivoire noonu la gerte mel fee état waru ko sàggane comme li Youssou wax léegi ni campagne bii ren bu fekkoon ni ay privé rekk fi nekk ay usines privé rekk fi nekk dana gën a métti ndax bu boobaa ñoom buñ tiiree seen intérêt rek baykat bi dana gën a sonn boo gisee li ciy dox ak niw Youssou wax na ne maanaam manque de financement yi ci li ko gën a sooxale ci la bokk waaye li nga xam ne financement di muy manqué it Sonacos bi nga xam ne ni état bi moo ko moom ni muy góorgóorloo bu ko ay privé yu meloon duñ ko góorgóorloo léegi nag man li may wax sax mooy booy seetee gerte xam nga 1960 bi ñu am indépendance boobu usines yëpp ay tubaab ko moom bi Senghor ñëwee daf koo jël privatisé ko état jël ko ñu créé ONCAD ONCAD daal di koy yore boo koy seet 60 ba 2000 parce que gerte amul problème ici ONCAD mooy jënd mooy joxe jiw mooy joxe engrais bu commercialisation ju yoree jot mooy uti xaalisam day jaay si Sonacos mas naa dégg ci Habib Thiam mu wax ne bu société yëpp meloon ni Sonacos konoon état bi du am problème ndax ñun bilan rek lañ soxla moom mooy joxe jiw mooy joxe engrais mooy commercialisé campagne bi pare daal mu ne am naa nga milliard bénéfice rek loolu la ñu doon seex loolu nag damaa yaakaar ne li wolof di wax ne boo xamatul fa nga jëm da ngay dellu fa nga bàyyeekoo. waaw moo mos a wax loolu. ancien premier ministre. feu Habib Thiam. Habib Thiam ancien premier ministre. waaw loolu nag damaa yaakaar ne olof day wax ne boo xamatul fa nga jëm da ngay dellu fi nga war a bàyyeekoo. man li ma gis comme ni ko Habib waxee ay usines yu ndaw parce que man mii fee ma dëkk monté naa fi usine bu ndaw boo xam ne nii lu boni mën naa nal 20 tonnes wala 30 tonnes par jour waaye bu ma ko nalee diwlin bi dafay des ci ay problème du ma ko mën a jaay sell ba mu war a sell aw ma raffiné am naa filtre waaye aw ma raffiné loolu lañ war a dooleel ci réew mi Sonacos ñu defaraat ko mu amaat ay usines ak usines yu ndaw yi ci réew mi ba nga xam ne nii autosuffisance bi ñu uti ceeb bi kay am nañ ko ci diwlin nañ ko defar jaay ko ci réew mi bu ko defee jàmm am tey bu fekkee usines yi baaxaatoon na lépp baax mën nañoo jënd gerte gi ci baykat bi prix bu baax doomi réew mi liggéey ko ci usine bi ñu jaaleel bu ko jaay ko dëwlin bi ci réew mi ñu lekk ko moo gën dëwlin bi nga xam ne dëwlin bu bon bii ñëw ci réew mi 1960 bi fi ONCAD taxawee man 60 ba 82 dëwlinu gerte mos sa génn réew mi dem bitim réew fii lañ ko doon jaay boo gisee ay 82 loolu xam nga 83 dañu am nawet bu xaw a manqué ñu commercialisé 150 000 tonnes ñu ne bu ñu ko nalee diwlin jaay ko duñ am jiw nañ ko def jiw moo tax xam nga phénomène yi joxe jiw lu fi yàgg la bañ ko joxe jiw
après ñi dem importer ci dëwlin bi bitim réew andi ko lii moo andi dëwlin bitim réew ba ca déwén saa ba ñëwee comme que andi nañ ba la jaay ko am ci bénéfice ñu indiwaat bii ñuy pare ñu jël ko yóbbaat ko bitim réew waaye loolu lañ war a bàyyi fexe suñ gerte ji buñ bëggee am jàmm daal gouvernement bu fi nekk am jàmm ci gerte gi li fi nekkoon nañ ko dellu si usines yi nañ ko defar ba mu baax usines yu ndaw yi ci réew mi yëpp ñu defar ko taxawul leen ku ci am sa dëwlin te mënoo ko raffiner ñu yóbbu la foo ko mën a raffiner ñu raffiner ko muy dëwlin bu sell ñi di ko jaay ci réew mi boo dee bukki nag gii boo fa demee dëwlinu coton bi ay bidon 20 litres lañ ko def ci mbedd mi taxaw daanaka réew mi yëpp moom la ñuy lekk ba nag suñ gerte gii coono biñ ci am daal di dépendre ci bitim réew ñu neen marché mondial dafa daanu ak marché mondial dafa jóg marché mondial jóg na ak marché mondial daanu na nañ fexe ñun ñu nekk suñ marché mondial bopp di ko lekk ci réew mi loolu daal la yaakaar na buñ ko defee gerte gi dana yaakaar naa daal buñ ko defee gerte gi danañ ci am jàmm daal loolu daal laa xam ne moom ci solution yi gis naa ne man fi ma gis daal loolu rek laa gis ne moom laa gis comme solution dégg naa sama camarade mais Cheikh Ndiaye di wax ci affaire u semence yi waaye xam nga semence yi moom ñun opérateurs yi ak engrais bi buñ koy yóbbu xam nga ñun buñ demee ñoom ci àll bi baykat yi dañu am commission yoo xam ne nii baykat bi dafay teew maanaam borom dëkk yi da am ku leen di teewal jigéen ñi am ku leen teewal xale yi am ku leen di teewal organisation paysan yëpp am ku leen teewal ñi andil leen bu ñëwee ñoom ñooy seet ba ne baax na mat na ñi recevoir nañuy séddalee nag ñooñu ñoom ak administration bi la commission bi la boobu commission bi koy séddale ak loolu opérateur bi bu fekkee am na lu ñuy indi te du àgg ci baykat bi it opérateur bi moom loolu xamu ko ndax bu fekkee dañ ne ko boo demee commission bi sous préfet mooy nommé président de commission bi mboolem ñuy yeewoo ci commune ba dinañ ci bokk muy borom dëkk bi xale yi jigéen ñi organisation paysanne yi fa ne yëpp ñooy bokk ci commission bi ñëw jot ko ñu séddale leen ko yaakaar naa lu mu boni kenn ku ne da nga war a jot sa xaalis bu amee luñ ne du àgg ca baykat bi it loolu moom opérateur bi xamu ko te yoonam nekk ci parce que foofu la ñu wax ne état bi dinay seetaan parce que déggoon na ay jamono sous-préfet ñu ci teg loxo ak ay maire yoo xamante ni dañ leen soupçonné woon ne dañuy jaayee fii ci ay yeneen prix yoo xam ne ay yeneen matuwaay la ñu jël yooyu aussi lu tax yëfu béykat bi sous-préfet buñ ci teg loxo di man bu fekkee ni am na mas naa amin man bu mu ko du romb benn wala ñaar parce que comme ni ko Youssou di waxee man teewee naa réunion ci ministère de l'agriculture benn maire jóg fa di laaj ne dañoo bëgg semence yi ñiy def le maire yi le président de commission la ko ba ministre bi jógee di ko tontu daf ko wax ne ko ñun bu ñuy jël suñu commission di ko dénkaane ndawal administration nga xam ne ni ñoo ko yëlif lañ koy jox muy sous-préfet nga xam ne ni bu yàqee ñi mën koo sanctionné waaye duñ ko dénk ab maire bu demee cëb goo xam ñu job ko jiw mu dem jaay ko wala mu ne ñii laa bokkal parti ñi bokk ma ak ñoom parti jox militant yi loolu la ko tontoon ba loolu yaakaar naa administration moom yaakaar naa bu xaw ma Sénégal di man xaw ma luñ manqué la administration bi moom baax na ndax élection yi bu demee dañ koy def ba mu dee toppatoo ko na mu war a béy semence yi it man de mbooleem fa ma dëkk ak sous-préfet yi ma xam ak commune yi ma xam ak commission yi ma xam yëpp ci yoon la ñuy jaar foofu daal mooy solution bi Habib parce que bu fekkente ne ci wàllu tey importation huile boobu mu wax yaakaar na waroon nañ mën a jouer benn équilibre ci réew mi ba nga xam ne diwlin biy jóge ci biti di ñëw waratul mën a ñëw ba pare yéen li ngeen di exporter ci gerte balaa ngeen koy mën a exporter sax dina fekk ngeen assurer production huile fii ci biir réew mi ba nga xamante ni dañ ko mën a consommer bu consommation locale bi jeexee ci ngeen door a génn parce que boo gisee ngeen koy génn da ngeen jàpp ne bu ngeen ko bàyyi fii itam dafay doon lu yàqu est-ce que équilibre boobu aussi naka lañ ci mën a jouer ba mën a combler gap bi fi am. le gap en déficit pour huile. déficit bi waaw. waaw ñun am nañ ci xalaat ñu ngi ciy dox la première mesure su fekkee nañ bëgg gerte Sénégal dox diwlin Sénégal dox nuñ def ci oignon bi nañ ko def ci diwlin bi su fekkee ne amaguñ usines yi nga xam ne aussi mooy taxaw pour mun a nal diwlin bu Sénégal yore soxla ci at mi yëpp ñi xayma li nga xam ne mun na ko am ñu teg ko ci marché bi bloqué la ba lii jeex ñu commencé waat loolu dina encourager nit ñi les hommes privés ñuy investir ci ay petites unités d'huilerie état encadré ko loolu rek mooy solution
diwlin gerte bokk na ci diwlin ci gën te rare sénégalais buy lekk diwlin gerte te man mënuma gëm benn mbir gerte gi ñu defaree ko ci réew mi bayee ko ci réew mi xollee ko ci réew mi transformé ko ci réew mi nga ne mënul yomb te état nee na mi ngi ndamu waxtu wu ne mi ngi subventionné di subventionné di jël ay milliards di ko ci def milliards yi état bi di def suñuy milliards la ñoo ko moom ñun dañoo bokk ci état yi wala bokk duñu sénégalais ça veut dire que mooy subvention bi waxtu wuñ ko joxee rek ci peuple bi la jógee ci peuple bi la jëm même suñ ko jàddalee ak ñi koy jàddal sax ci peuple bi lañ bokk c'est-à-dire que ci peuple bi la jógee ci peuple bi la jëm mais cible bi xëy na mën nañ ko bañ a atteindre moo tax man yooyu du ma ciy xóot du ci dugg mais dama bëgg ñu def loo xam ne système encadré pour permettre Sonacos mu dëgër Sonacos pour man suñ ma laajoon Sonacos dootul naliti gerte day raffiné conditionné jaay ci biir réew mi encadré ko c'est-à-dire que mu nekk ndey di seex ndey boo xam ne mooy uuf képp koo xam ne yaa ngi transformé d'huile au stade primaire ndey Sonacos mooy sa ndey mooy lan gox-goxaani communauté rurale muy Touba muy dëkk bii ni fa ñuy bayee gerte foo xam ne am na solo mën nañ fa bay à peu près 1000 tonnes rek ñu installé fa benn unité d'huilerie primaire suñ ko defee gis nga kooku di organiser loolu kooku état bi su fekkee day joxe subvention mën na koo dimbale mu jox ko kooku dana xam ñam koy jox danañ ci jot ñu bay ko mu jox leen engrais ñu bay ko mu récupérer seen gerte à un prix boo xam ne consensuel mooy da nga jaay te doo bay doo commencer produire loolu suñ ko defee en collaboration avec suñu ndey muy Sonacos loo produire ñoo jox ko mu raffiné ko def ko ci ay bouteilles sénégalais yi di ko lekk gis nga système boobu suñ ko deful coow yi bëri rek coow mooy bëri rek mooy chinois yi dinañ jënd gerte gi wala keneen ñëw jënd gerte gi ñu yóbbu ko te duñ ko naaw ñun dem nañ Chine man ak moom gis nañ chinois yi nu ñuy liggéey gerte amul mystère amul lu problème amul benn loo xam ne lu diabolique la raffinage amul lenn lu ci diabolique am nañ ay ingénieurs yoo xam ne mën nañ ko def gis nga nañ toog ñu waxante dëgg loolu moo jafe mais ñi nekk ci luuxur ci diggante bi da ci gagné ay milliards ñoo bëri moo tax bëgguñ waxtaan am moo tax bëgguñ ñu organiser ko waxtu bu ñu waxee ne nañ ko organiser dañuy saboté ko. te secteur bi loolu rek lay laaj. mais loolu moo fi ne ay lobby moo fi ne nañ ko wax ay lobby yu puissant nag yu am doole yoo xam ne ku leen xeeb rek ñu faagaagal ñoo fi ne lobby yooyu nag état bi war na ko mën a identifier seppi ko seet liy jëriñ baykat mu def ko gis nga man Serigne Ndiaye su fekkee ne yaa ngi sa gox ñu defal la benn unité huilerie subventionné la jox la engrais jox la jiwu da nga ko jox sa ñooñ xam nga doo leen nax da nga leen ko jox ngeen fixé benn prix boo xam ne suñ bàyyee ñu andil la ko ba pare desee jiwu su paree rek mu nekk système boo xam ne danañ mën a am ba 2 millions de tonnes boobaa Sénégal dana mën a di nal diwlin di ko lekk ba pare di ko exporter graine c'est pas recommandé mais dañoo amagul pexe moo tax ñun li ñuy def di jël graine di ko exporter ñun suñ mémorandum dañ ne finalité bi mooy ñuy nal gerte gi di ko jaay ci biir réew di ko jaay ci biir réew mi mais dafa am processus parce que dañu xamul fu ñu jëm xamuñ li ñuy def moo tax ñuy jël gerte gi di ko yóbbu ngir jëriñ baykat bi tey parce que ki xiif tey mooy xiif yi tey nu mu tudd naan reggi ëllëg du ko faj sama xiif tey sama reggi ëllëg du ko faj mooy c'est-à-dire que la may xaaree ëllëg sama xiif tey damaa bëgg lu ma lekk léegi jooni su li too ba yooyu ko tax waaw mu ngoog loolu moo xew c'est-à-dire que mooy xiif naa damaa bëgg lu ma lekk doo ma xaaree ëllëg mooy solution bi fi mu ne nii mooy exportation Youssouf wax na fi loo xam ne xëy na baykat du ko mën a dégg c'est vrai wax naa benn autorité ne ko nañ jéem a xool ñu aligner prix mondial bi par rapport au prix actuel pour mu mun a dem loolu économiste la te mun naa ci ànd ak moom xam nga lu tax su fekkee ne def nañ loolu ñu bëri suñ ñëwee soxla gerte gi di ko xëccoo rek prix bi yéegaat te la ñuy wax système dumping li muy wax xam na ko bu baax autorité boobu bañ ko dégg dafa xamul li xew pourtant solution la pour baykat bi mën na jaayee si lu ëpp 210 parce que système le début la commencement la mooy su fekkee ne da nga oote nit ñi pa ñëw ñëpp ñëw c'est-à-dire que soo amoon 2 kilos fukk nit soxla ko yaay bañ waaw lu la neex nga koy jaay waaye fexeel nit ñi ñëw di la laaj ci ñaata ngay jaayee waaye ñaata ngay jëndee suuf yu jógul baykat du am ndam
te loolu war nañ ko mën a xalaat. états généraux yi dafa jot pour ñu toog ñu waxtaanee ci boole ci béykat yi ñu xool système bi ñu doxee ñun ay compatriotes la ay républicains lañ. dañu respecté suñu nguur respecté suñu président de la république waaye nag suñu amee suñu xalaat dinañ ko wax. ñu ko joxe lii ñu xam ne mooy suñu xalaat ne suñ ko defee solution dina am ci gerte gi béykat bi jot boppam man di jaayee gerteem di ci denc di ko jaay ak compte goutte parce que usines yu ndaw yooyu yu ñuy def noonu béykat bi du am benn 200 kilos 300 kilos ñu xëpp la ko. da ngay jaay par 100 kilos di faj ay soxlaam seen prix bi parce que par rapport ak ni nga xam ne aussi noonu la ñuy jaayee diwlin bi prix bi du yokk nga am dara. te wóor na wóor yàlla béykat su ko wóoree ni su bayee am dara jaay dana ko bay. ñu bëri loolu leen kale bu ñu amoon rek. su ko wóoree ni su ko bayee jaay am dara dana ko bay. yow ci nationalisation boobu ñuy wax parce que usine bi wax nga ko sànq bu fekkente ne aussi da ngay def ay milliards. teg jënd gerte. yeneen yooyu fekkante ba yàqu nar ci am. argent du contribuable boobu di delluwaat aussi diggante boobu ak privatisation. est-ce que foofu aussi laajul benn jeu d'équilibre bu mën a. non lu ñuy continuer di jënd gerte nii pour Sonacos man je suis contre. parce que man li may gis ni loolu du solution. c'est-à-dire que mooy xaalis bi nguur gi c'est son rôle. mu taxawu baykat ci loolu la nekk. c'est son rôle régalien. c'est-à-dire que même su koy jënd mu jóge ci loxo baykat bi mu yàqu ci loxoom sax dana ko def parce que c'est son rôle. ñemewul toog di seetaan population. man loolu peut-être côté boobu mën naa ci comprendre état ne lii c'est son rôle parce que man je suis objectif li may gis nii du ma wax lu ma gëmu te du ma def lu ma bëggu mooy c'est son rôle régalien pour mu jël gerte gi ci baykat bi ngir sauver population am atta daf ciy perte c'est le rôle régalien de l'État c'est normal mais je dis que mënul continuer parce que finalité bi suy dem day nasaxal réew mi day nasaxal keesi état te day wàcc moo tax ñu war a mun a taxaw ci benn schéma boo xam ne waxtaan ci bu jubóowu ci pour man suñ ma laajoon Sénégal ma ne Sénégal na génne ci loxoom jënd gerte kumbur nay jënd gerte gu ñu nal ba pare mu raffiné ko def ko ci ay bouteilles di ko jaay sénégalais yi ñu koy lekk. d'accord boobu solution Habib Thiam. mais loolu lu koy waral mooy pôle bu ci nekk nañ fa créer système pôle yi ngeen créer yi ngeen waxtaan fi mu ne nii c'est important. À partir de ces pôles là pôle économique yooyu noonu mun ngeen ci créer ay démembrements yoo xam ne ay petites unités d'huileries ci village yi boobaa gis nga waxuma la gerte di rek waaye gis nga suñ cheptel bi suñ jur gi danañ suur dootuñ jéggaani xarit tabaski parce que rakkal bi danañ ci mën a lekk te aussi dana am solo pour ñuy def ay unité aliments de bétail te gis nga loolu c'est un système de révolution industrielle boo xam ne bés bu ñu ko réussir non seulement foo gis petite unité d'huilerie di nga fa gis petite unité aliments de bétail ñu dend taxaw parce que li koy defar yëpp ñoo bokk benn système ñoo bokk c'est-à-dire que chaîne de valeur la li muy wax noonu unité chaîne de valeur la loolu moo tax dinañ ci mën a réfléchir pour un grand format d'un ministère de l'agriculture dans un grand format c'est très important gis nga suñu toogee ñu waxtaan mais taxaw na man maa xam lépp maa mën lépp naa ko def ci suuf rek nga jëm décide seul et tu te trompes seul parce que dafa laaj boo xam ne bëgguma bàyyi bu sedd waaw dafa mel ne Habib da nga jàng Mao Tse-tung nous les vieux maoïstes là les réformes agraires li ñu daan wax nu mu tuddee ci l'industrialisation rurale mooy un peu li président def actuellement boo gisee PUDC di dem ci àll bi dafa yóbbu courant dafa yóbbu yoon dafa yóbbu ndox ak di soutenir population yi c'est pour que ëllëg ak si biir ñu mën a créer li ñuy wax industrialisation rurale maanaam population yi nekk à la base mën di créer des conditions de transformation de produits agricoles yi nga xam ni moom la ñuy bay ba nga xam ne un peu partout parce que nee nañu valeur ajoutée ci agriculture soo bayee nii nga jël produit brut bi nga jaay ko boo gañee maximum doo capter sax 20% valeur ajoutée bi alors que boo ko transformé mën nga jël valeur ajoutée bi yëpp te da ngay gis par exemple nga jaay kilo gerte 210 mais boo demee même fii Sénégal litre diwlin bi xëy na ma nga 1200. ceeb sax balaa nga ko jënd. waxuma ngooñ bi. waxuma yeneen ak yeneen yi nga xam ne génn na ci gerte. saabu yaak beurre baak yeneen. voilà donc vraiment damay saluer. en fait vision boobu muy wane ne en fait solution yi. maanaam du rek ci kaw la jóge maanaam ñi ñu yaakaar ne ñooy borom xeet yi. déedéet borom xarala yi. te ñun moom lañ daan wax la notion de la ligne de masse maanaam dem ci nit ñi ñi nekk ci suuf ñiy liggéey di daan seen doole nga jàng ci ñoom parce que ñoom la ñu nekkee du xam-xam bu ñu jàng mais bu ñuy dund la.
empirique. donc soxlawuñu di xool kaye wala kayit pour di ko tari. mais dañ ko xam miin ko. mais nag fii ñu toll nii alile yowoon puisque am na loo xam ne dajeegul parce que am nay jamono gis ngeen presse yi duggoon ci réew mi yëpp xëy na ñàkk a dugaloon xëy na parce que booba am nañu problème commercialisation dëgg. d'ailleurs boo gisee tey jii li ñuy wax autoconsommation maanaam bu ñu jee bayee 1,4 million tonnes daanaka genn wàll gi wala lu ko ëpp mooy li ñuy wax autoconsommation te autoconsommation boobu boo ko jëlee li ci ëpp mooy dawlin bi ñuy segal di ci am rakkal di ci am yeneen ak yeneen. d'accord kon nag base yi mi ngi fi te boo xoolee huileries yi tey jii seen charge yi gën a rëy mooy les frais de trituration maanaam ni ñuy def pour bojj gerte gi ba mu génne dawlin def naa gisoon naa ci benn kii sax booba kilo gerte mi ngi jar 175 defe naa 50 francs la woon par kilo. d'accord donc charge yi nga xam ne tey jii tax na huileries yi mënuñu am compétitivité loolu li ëpp ci li koy grévé ci la bokk. kon nag waruñu jékki-jékki rek ni dañuy gaawantu yàkkamti parce que filière gerte bi gisuloo fi mu nekk benn huilerie bu ciy génn du Sonacos du Copéol du CAIT kooku moo sax fi mu nekk mi ngi ci ay difficulté du ñeneen ak ñeneen ay pâtissiers nag yëpp jëm nañ ci dugg mais gis nga dafa compliqué ba nga xam ni am na réflexion systémique boobu nga xam ne war nañ ko def tey jii puisque am na fu ñu weesu jóge nañ ci situation de sous-production à une situation de surproduction te industrie fi muy am mooy da ngay dem ba am une masse critique de production maanaam nga am production dem nga ba mu jaaxal la xamatoo noo koy def mënatoo ko jaay directement mënoo kii ci la nit ñi dooree xalaat transformation ci la ñu xalaat xëy na ma jël tel produit ma utiliser ko bu ma ko utiliser dana tax ma mën ko conserver ma ko doon conserver 1 mois ma conserver ko 6 mois seet nu may xeexee le phénomène de bruchage xeex nu may xeexee et cetera donc lépp au départ ci production la départ mais boo amul production bu doy day jafe pour yii ñu wax yëpp ñu mën ko def. Youssou Diallo maa ngi lay jégalu Omar Ousmane. baax na dafa réponse la voilà. Cheikh Ndiaye ñu toll ci diggante production maanaam ren am nañ 1,4 million tonnes ñu sante ko yàlla gërëma ko béykat yi nga xamante ne ñoo ko jéngu. ah yow ne nga la ñuy séddale. jàpp nga ne buñ ca yemoon rek lii mën naa ñàkk am. te itam production bi du production bu fixe boo xamante ne mënut a wàccaat ba ci suuf. ci loolu est-ce que xalaat nga ne war nañ mën a prévoir ci diggante bi lu tax. ak nu mu mënti demee situation yéen ngeen mu yëg seen bopp ci mbir mi. waaw léegi xam nga sëñ Youssou mi sax dina ma fay lim jël. waaw temps léegi xam nga sëñ Ousmane. yëf yi liñ la siy gën a leeral mooy. man maa ngi ñaanal ñi bay ceeb sax kon autosuffisance yàlla buñ ko am ndax buñ ko amee dëggam ñun ñii ko am nii lañu sonale. nar noo delloo ginnaaw ñoom yal nañ bañ a am autosuffisance. ndax autosuffisance moom ku ko am ku ne du ko jig. am nga problème ku ko am moom du ko jariñoo xanaa kam ko wutal kañ mooy yëg autosuffisance. dégg naa barki démb sax kuy woote mu naa yal na pompe terre ak soble mel noonu ba loo xewle jënd juróomi saako te doo ñàkk dara waaye ka ko bay moom dina ñàkk mi ngay bëgg a dee kon léegi autosuffisance moom yàlla bu mu am ci ceeb ba lii ñu dal di leen dal ndax ma di la xamal ni la sëñ Youssou mi li mu wax comme ñun ay kaw-kaw lan ñu jàppee ba sim xel rek la ñuy mën a waxe waaye du siy këyit moom ay këyit ñoom la ñuy liir moom la ñuy gëm waaye li si këyit yi ak liñ leen di jox ñun gëmuñu si dara te loolaat bokkut ak li ñuy dund kon 20% yi mu wax ne xalaatee su ko sax gerte gi fi muy jàdd ëpp na loolu ndax yow fi mu ne exemple dama lay jox tey jii man tey bu doon 20 kilos yam ma joxante saxul laa yaakaar est-ce que dinaa di peese doo bokk ci 1,4 million. du ma si bokk kon nag léegi man sama jom ak sama kii kon de xanaa président buñ koy sant xanaa kon jumbul kon ndax dañ koy sant jig nañu kon ñëw na fi nawet bi baax waaye du lum nu defal moom ñun ñiy baykat yu ndaw yi léegi nag dama koo bëgg a wax itam si lu néew ndax fi mu ne lettre yi ma bind bari na si loolu it dama koo ñimiwul a wax si jataay waaye tey bu ma toogoon ak ministre bi te mu wóor ma ni liggéey rek la bëgg ak jubbanti rax-rax yi ñoo xam ni dund nañ ko dinaa ko leeral yëf yi fi muy jaar ak lépp waaye nag comme man damay bay te dama néew doole bëgg naa feneen fu ma laajib leeral fu dul feneen fu dul sa ministre ba daal bu ma mëneen laaj moo ma gënal waaye bëgguma keneen di ma laajib leeral moo tax lu bari ma koy daw waaye kon dina bari loolu dinaa leen ko mën a leeral léegi gis nga jiw wi ñun nun mën a def dinañu ñor ndax moom bala ñoo mën a ñoral dara ci la ñuy jaar gis nga jiw wi opérateur yii labaj ji ak li si coow li ñoom ñii wump na leen mën na leen a wump xam nañ ko sax waaye jaarul ci ñoom defuñu si dara ndax ñoom weesuwuñu
comité rural sàngam yët ko nangami tonne bu demee ñëpp dinañ daje dinañ woo sama chef du village ni ko am nga si nangami tonne mu jëlum machine am divisé nangami carré la am séddale ko xam ni bopp bu ne 7 kilo ngay am wala juróomi kilo ñun daaw bopp bu ne 10 kilo la na am daaw nag lan jëkk a am bopp 10 kilo te ñaari bopp la ñuy bind muy ñaar 10 kilo daaw lan ko jëkk a am bu dul loolu 10 kilo ak ñett lan daa am bopp juróom-ñaari kilo juróom-benn kilo mboq kilo sëb loolu lan daa am waaw benn kilo sëb benn kilo mboq loolu lan daa am léegi si tey nag xam nga nu ñuy def léegi buñ la bindalee jiw wun lay may lu mel ni ay 2 tonnes 3 tonnes dañ lay booleeg opérateur bi directement nga dem yóbbu sa bon boo demee léegi moom moo lay jox kookee ñu la koy jox du bay bu demee mu ni ko léegi gouvernement bi surwaasé na ko ba 280 la léegi opérateur bi ni ko man de bu dee mu ni ko man soxlawuma kemb mu ni ko man mën naa koo jënd 400 wala 500 xam nga léegi bu dee am na 2 tonnes tonne bu ne da ko siy tegal 220 000 muy 500 bi mu ko mën a jënd mu calcule nangami tonne la si 220 000 si tonnes yi mu daal di ko koy jox mu daal di far mango taal wataam ñibbi kooka moom far na mango far na mango ndax moom léegi am na la muy am sa mbayam dem na ñibbi léegi si tey am na ñoo xamante ne itam au lieu que 280 yi ñu koy fay gouvernement bi da lay bindal ni la may naa la 3 tonnes 4 tonnes 5 tonnes bu ko defee boo demee ñun la sans apport amul fay dara léegi opérateur bi ni la mën naa koo jënd 500 wala 400 nga ni ko kon calculel ma tonnes yi ma may par 400 000 mu calculel la ko nu mu toll mu fay la ko nga dem léegi nag 280 yi la nga sa waroon a teg pour nga fayan 280 yi dan la naa léegi 280 yooyu fabal poids bi nga multiplier am loolu loo koy multiplier bu ko defee lam lay génneel bu ko defee bu la mayee juróomi bërigu opérateur bu ko multiplier da koy indil juróom-ñeenti bërigu léegi loola lay rempli si këyit yi yët ko gouvernement bi topp ko loola bu ko defee 280 yooyu nga waroon a kii loola moo say dugg bu ko defee loolu lépp si kaw subventionné bi lay dem muy milliards yi te ñun duñ ko jariñoo kon moo tax tey jii ñun bu ñu doon boole si ndaje mi dañ leen naa bàyyi leen joxew jiw bu ko defee yow ñii nga xamante ni dañuy dund si jiw wi ñu bakoo ndax daa sama lettre bii ba ma ko yóbbu tase naa fa ak benn opérateur boo xam ni Kaolack la jóge woon bi ma demee ba joxe lettre bi pour si bureau courrier bi léegi waa ji ni toon net ni ma yow de dëgg yéen a waroon a def ni seen maam yi def di wàññiw jiw ma ne ko yow ndax sees bii nga toog sa maam nga ko doon ne ba bëgg ma dem sa la ma sa maam doon def bañ ko weesu opérateur mi si toon net ni ma ne ko man de buñ soñeen sax du ngeen joxeetiw jiw ndax jiw yi jariñu dara opérateur mi si toon net ni ma léegi yow loolu lu tax nga koy wax ma ne ko kay dinaa ko wax yow da ngaa war a bàyyi ndax yow lijjanti sa jiw wi nga joxe woon moo la indi fii pour ñu fay la ko lijjanti lii ñu may jox muy jàdd moo ma lijjanti kon bàyyi maag li may lijjanti te booba at moomee gouvernement bi am na si at moom gerte gi da ko seeran ba muy jar 400 ba muy jar 400 booba gerte gi mi ngi doon jar Touba mënan nga ko am 400 léegi ba mu demee noona seko yi ñu yóbbu yëpp baykat yi nanguwuñu koo jël am na pexe yun te def ñoom opérateurs yi danoo dem ba pexe yan te def mooy danoo dem ba yow léegi comme booba gerte dafa lamb te 600 la leen gouvernement bi fay yow ñoom dañuy fexe ba am pexe yun def ba chef di président comité rural bi ni jàllale naa dëkk sàngam nangami tonne daal ni borom dëkk boo ma ko accordé di nga am loo si am commune am ci loo si am bu ko defee waaw bu ko defee borom gerte ga moom day dellusiwaat jëlaat gerteem yóbbu sa magasin am ñu accordeel ko ni jël nañ gerte gi kon yëf yi dafa bari labaj yoo xamante ni ñoom su doon bëgg nañ te bëgg a xam dañ nuy woo lépp ak sax xam nan ndax tubaab xam nga lu mu lay jàngal fexeel ba koo gis man koo nax te bu mu xam li nga ko nax loolu dong lañ leen di jàngal loolu daal lañ waaye jënguñu leneen de loolu képp la ñuy jàng loolu képp la ñuy jàng waaw léegi nag yooyu moom danoo war a xam ni ñun fi mu ne loolu ngay def ñu naa da ngay ne si sëñ bi sukk say bëti wóom loo ko sukk bul dee ni sukk nga ba sukk waaye sam xel sukkul lu nu mën a def rek xam nan xam ngeen ci dañoo amul kàddu gi fu ñu ko mën a waxe lu dul lii ngeen ñu yombal te ndaje moom it mënuñu leen a gis waaye tey jii de ñun ñii man mii de li may xeebu tey jii ministre bi su doon dem naa ba toog ak moom xam naa ni sax xam na ko sax man ragal naa ni lenn li daal wax dëgg yàlla wër te mën a réer si ñoom mais comme daal wax dëgg yàlla affaire bii ni muy jàdde bëgg nañ ñu si dimbali opérateur yi itam bëgg naa man ñu leeral ma leen ba xam gouvernement bi moom mooy yëkkati xaalis di leen jox pour ñuy mën a dem di jëndi gerte wala da leen di garanti si banque yi pour ñu mën a jëndi ba nga am ci solution bu waaw léegi ñoom bu dee gouvernement bi moo leen di garanti wala mu leen di jox xaalis na leen forcé ni si ni na ngeen di jënd gerte gi 210 comme xam ni defoo ko mu rox sa ndigg tëmbaloon nañ ko waaye bàyyi waaw bu la wóoree ni nag yéenay lijjanti seen xaalisu bopp ak seen i man-man ba dem jëndi
lu leen neex baykat bu leen mën a jaay fukki dërëm sax jënd leen yoonu kenn nekku ci ab xaalis ngeen di wut da ngeen di liggéey su dee nag da ciy dugal loxaam ba ngeen mën a am xaalis lim leen di def loo dee leen ko def ñu ngi bëgg a dee kat te itam nag ku dee wequ léegi nag dama bëggan loolu yi nag cours mondial bii ñun nan nu si dimbali ñun xamuñuy cours mondial ñun bay day jot sëñ bi ni joxe na ndigal dem leen bay ñu dem bay ñoom ñi ñu dem sa sëñ bi ni jàpp leen ci waxal nu taalibe ñu dem bay te sëriñ si nag bëgg nañ cérémonie officielle yii bu gouvernement bi ñëwatee ba toog nan nu jàmbat lii waaye nag tëju na maa président ak tëju naa kim yónni woon am na lu ma ko wax si néeg bi wax ji nay feeñ ñëpp di ko dégg soo ko dee yedd na ko ñëpp yi dégg boo ko dee sant na ko ñëpp yi dégg waaye dagam cantkat bu ñëwee cérémonie bi nga wax ko ñëpp dégg ko leneen la nga laaxoog moom sa néeba loolu di ñun xamuñu loo ko wax te it nag ñoom lan yaakaar kat saa su ruuj jotee dan naa dem leen ruuj yi dem leen ruuj yi kese nag wax dëgg yorul kër boo ruuj loojee nit ba mu ruuj yi ba paree tam te la nga doon liggéey mënu si am njariñ toogaatal wax ak ñi ko liggéey loo woon ne ko ñii kat yaa waax woon ñëw ni ma naa la si dimbali ñu dem liggéeyi dem nañ liggéeyi ba liñ doon liggéey sonte na jàppale leen ci la nga waxante woon ak ñoom ñu man cee jariñu ay kër lañ yor waaye nag président mii naa muñ leen damaa deen daa dee ni ñun duñ ngénte duñ deele duñ demub dëj duñ def dara ñun daal damaa deen daa dee ne ay stati leen ba toog ñetti weer doo am loo dunde doo am loo lekk waaye nan nu dimbali nag sonn nan kooku moom problème te boole nu si nit ñi nag nan nuy woo si ndaje yi ñu leen di wax suñ xalaat yi kooku lu leer la kon Cheikh Ndiaye Bambali waaw kon en tout cas indi na ay xalaat yu bëri yoo xamante ne yaakaar naa yéen mënatu leen ñàkk a boole nag baykat yi parce que kii nag li mu leen wax mooy yoo xamante ne. man de waxaguma kuréelam wala moom benn nit la wala kuréel la. moom nee na kuréel da koo doyal kuréel man damaa bëgg sax ñu dimbali leen ci xam nga am na koo xamante ni nee na moom moo jiite baykat yi ngeen boole ko seen biir kooki wallaahi mi ngi leen di lor billaay kanamam gi danoo sàppi ñun wut leen geneen kanam boobu kanam gi sàppi nañu torop ba mënatu la wax billaahi da leen di daaneel saa su waxee rek fukki baykat wala ñaar fukk mere na leen dimbali leen nu saaseel nu kanamam gi mbaa li muy sol bo wala boog lam leen di wax ñoom duñ ko waaw parce que am na xalaat ci mbéy déet ko kat sëñ Ousmane fi mu leen moom tey jii bu noo président bii mu demee Saloum ba mu daataa dem déggan nan la mu waxan ba mu fa jógee wax la mu wax nee na rafetlu na ko lool man ka defe naa président bu demal rey juróomi baykat yi dina ne rafetlu na ko lool daa waroon a rey fukk ko kat moom man wax dëgg yàlla moom nan nu dimbali saaseel nu kanamam kon Alaaji Tamidou parce que foofu ñu toll tey kon ci transformation beeg joxe jiw beeg Cheikh Ndiaye mii daal xam naa ni ma ko gisee. Cheikh Ndiaye xam nga dafa am benn doom baayam bu ne Saalum ñu di ko Tamsir Ndiaye. Tamsir Ndiaye bu Dingiraay waaw keroog dama ko gis ma ne ko Tamsir mu ne ma ne ko yow de xii ne namm nañ la de gëj nañoo dégg sa baañ mu ne ma damaa mere baykat yi. ma ne ko déet yow nga daan waxal baykat yi yow nga daan défendre baykat yi tax nga naan damaa mere baykat yi mu ne man kay. baykat yi lu ñu leen teg rek baax na su ma sañoon Macky Sall da leen di woo par kenn di rendi ma ne ko dee Tamsir loolu lu ko war a waaye si yow ñu daal xam naa ne moom Tamsir ay doomi bàyyi lañ waaw li mu wax ne nañ ko man nag li may wax rek li may njëkkee mooy li mu wax ne nañ ko leeralal ci OPS yi ak seen financement waaw nañ ko leeral ci ay financement ma di ko leeral ni gouvernement bi moom joxuñu benn dërëm garanti wuñu waaye ñun it dañu am obligation yi nag même bu ñu gouvernement bi joxul benn dërëm garanti wu ñu ñun bu ñu toppatoo suñu xaalis ba pare 210 la ñu war a jëndee ndax dañ ko signé ba d'accord ci képp koo gis mu di ko def loolu dafay def la ko neex rek waaye dafay def ci teey ak bakkanam rek waaye la ko war mooy dem ci point collecte ba jënd 210 loolu mooy li ci waaye nag gouvernement bi joxuñu benn dërëm. su ma la waxee jiw yu ñu joxe woon daaw Youssou mii mooy conseil ministre bi moo ko wax fii ba léegi mi ngi def lu mat 5 milliards yoo xam ne fay ñu ci jiw yu ñu joxe woon daaw ba ngeen bay ko ba mu ñor. engrais bi nag yaakaar naa bu fekkee fay nañ ci kenn yi man yëgaguma ba ci liñ joxe woon daaw loolu foofu daal fi laa xam ne loolu laa lay tontu ci sa question. di la ko tontu am na loo waxoon nit am na loo waxee ni dëgg naa parce que man dama nekk ne jamono bi fi mu toll actuellement président bu déplacé dem ba ci àll bi ak ni baykat yi sonnee wax na yàlla war naa mën a wax ak baykat yi waaye ay politiciens rek ñoo fa wax ak moom ñi di ko tagg. ñi du kii te loolu yaakaar naa comme ni nga ko waxee man dafay gis ne am na déclaration yoo xam ne nii dafay yokk merum baykat yi. daf koy yokk loolu moom man mi dëkk ci àll bi témoin ko loolu moom xam naa ko te dama koy dëggal. même sax moom ci boppam sax weesam bi man jàpp naa ne man Macky moom wax dëgg yàlla sama xarit la te xam naa ne ku baax la ndax man gouvernement Abdou Diouf fekkee naa ko ak bu Abdoulaye Wade ak bu Macky waaye gis naa ne am na différence.
xam naa ne moom ni muy liggéeyee ak ñeneen nañ doon liggéey xam na wuti yow man xam nga ne di gouvernement Abdoulaye Wade toujours yaa ngi mu daan gis ci rajo yi may wax di xeex guddeeg bëccëg am na fi benn ministre boo xam ne nii yaakaar naa midi la jël service 3 heures ñu ànd ak moom dem primature ci ay xeex yi ay attaques yoo xam ne bëgg a jël suñu àq rek waaye mag yi wax di yàlla moom foofu mi ngi fiy tracé waaye ba léegi nag des na parce que daal moom war na di mën a gisee ak néew doole yi parce que am na loo xam ne nii ci nguur comme ni ko kii waxee kiy wut ci yow poste ak ki nga xam ne nii da nga koo fal muy bañ nga wàcce ko duñ la wax dëgg te it lu ci mënti xew moom am na loo xam ne nii moom daf koy gën a day tax nit ñi gën a day tax nit ñi gën ko doxalin bi daal man damaa sañoon ne bu ñëwee fii day massu baykat yi coono ci coono bi xamal leen ne nag mbir mi phénomène la boo xam ne nii dafa ñëw daanu ci suñ kaw bettuñu waaye assuré amel danaa leen assuré ni dana kii waaye xam nga baykat bu gisee fu mu mën a jaayee 210 xam nga ne baykat boobu du dem di mbapat di jaay ay 185 loolu ndax kenn ku ne bugg nga am bon nag kii dem ba di ko am xamoo soxla ba mu tax ba di ko am moom daal man daal dama yaakaar ne bu ñëwee ba ci àll bi dafa war leen a maslu ci coono bi balu leen ak te it xam ne ni assuré leen lépp luñ bay dana ko jël loolu daal la yaakaar ne moom la waroon a def waaye ni ma déclaration yi ma dégg ci àll bi sax am na ñoo xam ne ñëw bi sax daf leen a gën a merloo kon nag te man su ma sañoon nag at yi mu fi def wax di yàlla am na différence ndax bu ñu ren rek la campagne bi am problème ba Macky ñëwee ba léegi juróomi at yi waaye lu ko may da gouvernement bi def baykat yi dañ daan jaay prix bañ bëgg waaw affaire sama camarade Habib mi li muy wax ci chinois yi xam nga man naka jëkk même 2010 bi Ablaye Wade signé décret de libération pour gerte gi mën a dem bitim réew man dama naka jëkk man damay wax ne d'accord naa ci nañ gerte gi na fi usines yi nekk importateurs yi nekk fi ñëpp yi nekk fi waaye dañu war a réglementer parce que lépp lu ci àddina buñ ko réglementé wul rek bu tamit parce que lii dal ñu nii tey sax ci ñàkk a réglementé la bokk ba léegi si fii ñuy toog nii di wax li ñuy wax ni li nga xam ni moo dugagum ci gerte gi yëpp tey bu fekkoon ne baykat yi dañ ko jaay prix ba ñu war a jaayee konoon duñ am problème waaye abi ba ngi nii wóor na ko ne Chinois yi ma gis ñi installé Kaolack yëpp di jënd amul kenn ku mën a jënd 210 nga xolli ko dem jaay leen ko même à Touba Chinois yi fa nekk kenn ku mën a jënd 210 xolli ko dem jaay leen ko prix bi ñuy fay kenn mënut a jënd 210 dem jaay leen ko bon kay xam nga ñoom loolu li ñuy jënd ci mbappat mi la bokk waaw bon loolu yëpp nag bu réglementation amoon gouvernement bi surveillé ko na mu ko war a surveillé parce que li ñuy wax yëpp waaye am na loo xam ne état rek moo ko mat parce que moo mën a sàmm daal parce que yow mii ak man mii képp koo xam ne état moo ñu encadré lépp lu ñuy def bu ko réglementé ñu teg ay loi sàmm ko yi léegi mën naa jaar ci yoon waaye bu fekkee ne nag dafa bàyyi rek pàccoxoo kenn ku ne nekk ci fa nga nekk di def lu la neex réglementation amul loolu yi dafay gën a métti rek ci bay gën a indi ay jafe-jafe Habib Thiam parce que daneen faral di wax ne den ak kii sax dali nekk ci xelam a gën a wóor du la fàtte ñu gis ne wax nañu sànq wax nga ko sax ci di jëm ci soble ak pomme de terre noonu ñuy arrêté importation bi ñëpp jaay ba jeexal ñu gis ne autosuffisance en riz li Cheikh Ndiaye ji bañ a dégg aussi ñu ngi koy yaakaar fële ca vallée du fleuve Sénégal ñu xam ne nag Sine Saloum ku fa wax rek première priorité gerte deuxième priorité gerte troisième priorité gerte mais ñu gis ne bi ñu ñëwee interférence am na ci boo xam ne sax béykat bi yaakaar bi mu waroon am wala lisibilité bi mu waroon am ci tukki président bi gën na koo ñàkk parce que doxalin ba vraiment nekkul doxalin boo xam doxalinu bassin arachide la woon ni waroon naa fekk début de solution génne foofu ci yenn acteurs yi bu ñu leen déglu woon foofu ci ndaje mi. waaw nit ñi wax nañ ko je pense que la communication du président su fekkee nit ki da ngay ñëw pour wax ak moom da nga koy laaj même nit ki soo ñëw di masawu di ko masawu coono sax laaj ko lu muy daj ak lu muy yëg ak li ko métti comme sëñ mi Ndiaye lu mu wax rek su fekkee ne da ngaa laaj ko xamul dalay wax li nga bëgg a dégg soo laajee koo xam ne dund ko dalay wax li ko arrangé pour nga mën ko gëm pour mën ko jox ay privilèges loolu rek la waaye je pense que président de la république su laajoon acteurs yi nga xam ne ñoo nekk Saloum avant muy ñëw mënoon nañ ko xelal naka lay mën a waxee ak baykat yi ba giifal leen waaye ñëw bi mu ñëw nii daf leen gën a xojoñal
loolu mooy am daf leen gën a xoñoñal parce que nit ku nekk am jaaxleem taxaw nga naan ko muñal te ne koo jàpp ci lii kooku yaakaar naa ne su ko seetloo wax ji de yaakaar naa da nga koy xoñoñal te li nga xam ne moo am mooy baykat jàpp na ne gouvernement moo war a jënd gerteem loolu moo fi am te loolu warul nekk gouvernement son rôle c'est pas ay jënd gerte di jaay gerte loolu du rôlam waaye def nañ ci xeli baykat bi ba nga xam ne gouvernement rek moo mën a jënd sa gerte loolu moo tax lu mu def rek gouvernement la koy joxe su jaayul tamit gouvernement lay joxe sama gerte ko si lambee Macky Sall lay joxe le président yaa jënd suñu gerte gi yaa ñu xalak yaa ñu def lii yaa ñu def laa kon loolu rek daf ñuy andiwaat ci toog jotaay bu mag toog waxtaane mbir mi seet naka lañ koy doxalee pour mu éwén ci baykat bi d'abord xam nga su fekkee nit ki dañ koy toog ñu waxtaanee ne ponk bi njëkk mooy nañ seet liy jëriñ baykat d'abord ñu waxtaan ci seet naka lañ koy doxalee pour matérialiser ko pour tëral ko tëral boo xam ne loolu dana mën a am suñ ko defee rek solution bu jóg waaye ku ci nekk su fekkee da nga taxaw pour yokk sa privilège pour ne taxaw la mën a te doo yow te yow sax xamoo sa bopp doo dem kon su fekkee président de la république déplacé wu na ñëw na man de biñ ma laajee li ko fa andi woon laa wax mooy inauguration la andi inauguration ay route lu rafetlu nañ ko wax nañ ne rafetlu nañ ko amaa gerte gi moom moo ko waxal boppam kenn laaju ko parce que laajuñu moo ñu ne muñ leen nii ak nii ak nii mais xëy na ki nga xam ne aussi mi ngi taxaw amul dépense mi ngi taxaw amul lu mu fajoo mi ngi taxaw amul lu mu faje ay soxlaay bi soo ne ko muñal du ko mën a dégg. lu néew lam yoroon paas na ko ñëw ngir déglu la yaakaar ne du ko mën a dégg dina fa am solution. du ko mën a dégg mooy dañoo tollootul fi mu ne nii ci mun ak ay wax ci jëf lañ toll fi mu ne nii jëf. béykat bi lenn rek la soxla fi mu ne nii gerte gi dañ ko jëndal suñ ko jëndalu fi mu ne nii gerte gi dana yàqu ci loxoom genn wàlli kasara moo gën kasara. Youssou wax na léegi ne xëy na métti na jafe-jafe am na. waaye catastrophe amagul ci ni nga ko waxee léegi waaye suñu yéexee tuuti rek musiba am mooy gerte gi bûche bi ñuy wax dafa jéggi dayo dafa gaaw na ko mu ngi koy manquate buñ def day manque gerte gi ba mu set soo ñëwee sa gerte doo ci gisati dara te poudre bi ñuy jaay pour sàmmante loolu poudre bi kilo bi 1500 lay jàpp ku amagul dépense amagul loo lekk da nga jënd poudre gerte 1500 am déet kon loolu ñoom li leen war mooy nañ jël gerte gi rek xalab ko moo tax fi mu ne nii Saalum soo fa taxawoon tey nangoo leb gerte 210 wallaay chaque jour nga yeb 20 camions yi xam na ci dara solution am moins de 210 nga ne nañ ma ko lebal rek tegal ma chaque jour ñu yeb loolu plus de 50 camions chaque jour ñu yeb la ko parce que lu may 160 sax am na ma ne neel damaa leb rek amatoo foo jaay neel damaa bëgg a leb gerte rek joxel kayit bu wóor rek suñ la gisul suñ la fañu fay ñu yóbbul gendarmerie ñoo xam ne mën nañ laa yóbbu gendarmerie tey mën ngaa yëpp chaque jour 50 camions parce que xam nga lu tax parce que gerte gi duñ ko bàyyi seen loxo muy bënn ñuy perte parce que am na waaju dëkk Payoma sant Cissé bi ma ko wooyee def na am na sax oto buy ñëw ngeen génne gerte gi mun a jënduma seen gerte gi mënatuma kaa jënd xam nga buñ tolloo foofu rek problème a nga ñëw dafay bënn su bënnee nag moom ça perd sa valeur lu moo tax am na benn schéma bi kii sérieux Youssou di wax que de xëy na fi mu ne nii li nga xam ne métti na parce que man li may wax sax man xëy na neexuma ñu revoir le prix pour permettre baykat bi pour mu mun a jaay gerteem ñëpp ñëw mun ko jënd prix bi sax mun a yokkaat c'est une solution c'est une solution immédiate ça permettra aux gens pour ñu mun a ñëw jënd si gerte gi parce que gis nga nit ki dem ba si yoon bi nga xam ne yoon bi du fii nga dëpp du dara loolu ndam la jël yoon nga xam ne yoon wi kat du yoon wa nga dëpp gàcce amu ci te réew li ñu koy doxalee mooy li ñuy xeeñcu mooy njëriñ askan bi li ñuy xeeñcu mooy batkat mën a dund dignement am dignité am dund koo xam ne mi ngi bokk ak ki nga xam ne mu ngi ci taax yi am salaire am ñu muy dundee baykat di ko dundee parce que kenn wàlli kasara moo gën kasara te suñ bàyyee mu dem kasara lay jur te li may fàttali nguur gi mooy ñoom ñoo fi waxoon année bi c'est une année préélectorale c'est une année sociale année sociale nag moom il faut que nga jël ay matuwaay li nga xam ne aussi mooy kenn du am lu la métti ci société bi kenn du am lu la métti waaye fi mu ne nii lu ëpp ci Sénégal seen xol yi dafa jeex seen yaakaar mu ngi bëgg a tas kon jot na pour ñu mun a xalaataat schéma boo xam ne baykat bi dana mën a jënd gerteem jaay ko sax
même su espère woon la mu ca daan am mu am ko ci mu xam ne kii kat def na effort kat am na éene ci man mais lii la man dooleem fii la tollagum ñu jéem a doxal loolu xëy na balaay campagne bi di jeex prix bi dana mun a yéeg foo xam ne su ëllëgee balaa ñoo def beneen commercialisation yi ñu oote ndaje jotaay bu rëy toog waxtaanee ko seet ban yoon la ñuy jaar boo xam ne dina mën a jëriñ baykat loolu daal nañ ci xalaat. jërëjëf Habib Thiam Youssouf ngir jeexal rek parce que dafa am baykat buy woote léegi Walfadjri mu ngi tudd Ousmane Diouf ku cey la dëkk moom nee na dañoo war a bàyyi sax joxe jiw parce que ñoom engrais moo leen di gën a yitteel mën nañ seen bopp ci jiw parce que dañuy góorgóorlu ba denc mais engrais bi duñ ko gis sax ñoom dañuy dajale ba am xaalis pour jënd ko duñ ko teg bët ci Cheikh Ndiaye la waxoon ne 20% yi ngay wax ne mooy xaw a am ay jiixi jaaxa ci li ñuy séddale nee na romb na ko côté boobu nag ban surveillance aussi nga ci mën a prôné ba nga xamante ne vraiment li ñuy joxe nag dana yegg ci baykat bi te du am benn rëkk-rëkk. waaw kooku dégg naa ko ci baykat yu bare. ñu wax ni daal bu doon seen sago ñu bàyyi subventionné jiw. te xaalis boobu gouvernement bi def moo dugal ko ci engrais. engrais bi te engrais ba nekk engrais bu baax. dañ koy gis waaw. kooku dégg naa ko ci ay baykat. te xëy na fi mu nekk puisque ñi ngi wax ni jot nañu 142 000 tonnes de semences sélectionnées. xëy na mbirum semence. mel na mi ngi wàcc féete boor. waaye nag dañuy semence boo ko gisee ci productivité gerte. mi ngi ci diggante presque 30 à 40%. donc jiw dafa am solo ci mbay. kooku nag defe naa dinañ ko gën a saytu. ñu gën a ko gëstu parce que mbay dafa doy waar ñi muy concerné. ñoom seen dund dépendre. ñoo ëpp ci réew mi. te njuumte daf ci xaw doy waar. donc daal noté nañ ko et fi mu nekk ñu ngi koy gëstu. beneen bi mooy loolu moo wax ci affaire 15 à 20% yooyu de déperdition étude bu Union européenne def lu ci wàllu subvention yi ci wàllu mbay étude ba moo ko génne du ministre agriculture du gouvernement Union européenne nga xam ne ay jàmbur lañ dañ fi ñëw dañu jàppale ñoo def lu étude boobu loolu mu génne loolu laa fi waxaat pour jeexal daal daaneel foofu mooy Habib li président def bi mu ñëwee Kaolack ak Fatick nit ñi dañ ko war rafetlu ndax bu doon beneen président dafa naan du ma communiquer ci lu may li nga xam ni daf ma arrangé dafay sama avantage parce que maa ngi ci année pré-électorale xam nga mënoon na fi ñëw dem inaugurer route ba dem Foundiougne et cetera dem seet sëriñ bi Porokhane dellu soit Dakar du ci ngaan waaye nag day koo xam ni quand même loo ko contre da ngay nangu ni du daw problème ba mu ñëwee ci bés bu njëkk ba wax na ci mbirum gerte gi parce que aussi booy na homme politique da ngay communiquer ci li ni këtti ni jonn li nit ñi jàmbat nga wax ci bi mu nee nit ñi maa ngi leen di massawu balu àq la rek puisque maay ndey ji séex maa njaboote ñëpp et bu lu dara doxul ci réew mi donte sama loxo sax nekku ca waaye ay lii dinaa leen balu àq ba pare teg ca parce que yemul ci masawu leen rek de maa ngi leen di masawu gouvernement bi dana jël mesures yi nga xam ni dana ko def pour ñu saytu xaalis bi nga xam ne moo war pour jàppale ñi ñu war jàppale pour que rapidement ñu jënd gerte gi campagne bi jeexagul et maa ngi leen di ñaan ngeen muñ te muñ kat nee nañu yàllaa ko wax inna allaha maa sabirin yàllaa ko wax ndam ci muñ la nekk réew mi nag c'est-à-dire lépp loo gis dafa am asaka lépp lu yàlla sàkk am na asaka moo tax wolof di faral di ñaan yenn ma jàlla jox nangam te mu barkeel mën na bañ bare sax bare la taxul barkeel la kon nit ñi nag nañuy dellu si léeg-léeg ci li nga xam ne ñun moom lañu gëm ci réew mi ñu xam ni léeg-léeg nga am yaakaar ba xaw tas tuuti léeg-léeg nga yaakaar nangam wala nga ragal nangam fekk na mu gën ci ñoom waaye lu mu ci mënti doon daal li ni këtt ni jonn mooy semaine bii jàpp semaine ba ca topp incha allah war ñu ko génn te mbirum yi nga xam ne moo am ci àll bi
mooy problème mu financement yi nga xam ni am na ci mbay mi réglé wuñ ko ba fépp foo xam ne ay camions jóowoon nañ fa camions yu jóge fa d'accord fépp foo xam ne point de collecte àgg fa woon mu àgg fa fu point de collecte am gerte nekk fa ñu jënd ko te président xam nañ ko day fas yéene lépp loo xam ne diggee na ko mu fas yéene ko def yan na ko yàlla dimbale nag ba mu def loolu parce que loolu njëriñu réew mi la ba suñu campagne bi nga xam ne am nañ ko et am na nag ñu bari ñu ciy prox ndollu et ñi nga xam ne xëy na bu doon san sago lépp yàqu ñu am ay éléments tête de communication et gaa yi ngi ci roofu mais c'est leur rôle ku ci nekk da ngay def sa rôle waaye daal li ngay tànn d'accord mbir bi daal njàqare mi ngi fi waaye nag tiis amagul baax na ba Habib wax na leen ne ñu ngi jege tiis mu ngi xeeñ il faut ñu def attention Cheikh waaw kon waxtu bi jeex na yow waaw léegi day yëpp ñoom waaw ñoom daal li ma leen di yëpp mooy ñu xam ni ñun daal sonn nan te lii nga xamante ni fii ñu toll daal li ñuy def moom ñoo ko def suñu effort bopp ndax man dama lay nettali 2000 bi Abdoulaye faloo ñun ñibbi si wan no Touba ma bàyyi mbay ndax itam boobaat wax dëgg gisuma sama bopp sonn naa sa tool yi bin ñëwee Touba sax su néegi ñax yi ndëkk dañ ko bokkloo ba fi mu ne sama benn doom baay sax yedd na ma nee na ma yow di da nga maa jaaxal ndax ba ngay jógee tool yi ñëw bi ngeen ñëwee Touba seen néegi ñax yi da ngeen ko bokkloo toog nga Touba ba amu bâtiment 5 pierres tabaxaat kër gi miire ko looy wuteeti sa tool ya man ko xanaa gëm kii toog rek den soppi ko ba may dem sama benn kii bu ne gaar bu ndaw mbokku taalib moo ma lebal fukki bërigu di 500000 ma tàmbalee ko sama mag dem damay man nag du ma bàyyi Ndakaaru ak ñoom dama fiy ne di fortaat léegi bi mu daataat jóge tool yi fay naa jiw woowa léegi bi nga xamante ni ba sa topp ñëwaat na mu lebalaat ma juróom-ñetti bërigu muy 400000 ndax maa ngi wàññi léegi bi ma ko lebalee bin at moomee la njéeréer yi ñëw bi njéeréer yi dañoo lekk suñ tool yi lekk ba benn sarse ngooñ lan dese ak xamma juróomi saaku bi ma ko yebee ñëw di ko indi Touba di ko jaay si ñaari pënu ya toj bi ma ko jaayee muy 25000 ma jënde ko ñaari pënu noona laa toll sa at moom kon léegi moo leen di xamal ni leen baykat yi moom li ñuy daj defe naa mëneesu leen koo wax sax bëggeen gëm ko te it man li ma gën a jaaxal te nga fàttali ma ko mooy jiw wii ngeen naa xam ma sélectionné la xam ma xaalis bu dul jeex ay milliards ngeen ciy wax ba président sax wax na ko waaye man jiw woowu laa xamul bi nga jëlee sa ginnaaw nekk moo la jural li nga am ren waaw man jiw woowu man laa mus a gis ku ko gis suñ dëkk jiwu sélectionné daal man bu fi mu ne bari na baykat yooyu daal léeb ak lupp la doon ci ñoom waaye dimbali leen boobu bàyyi sélectionné beeg yooyu man daal milliards yi moom bu ngeen nu dimbali woon milliards yi naaw rek te itam wax dëgg yàlla yéen daal fi mu ne nii war ngeen noo gaaw koo xamante ni dafa xiif daal bëgg a lekk moom mi ngi nii rek lekkal rek waaye ma toggeeg ma ñëw daal moom wax dëgg yàlla ñun mënatuñu ko yow nag Youssou moom dama lay gën a yóbbante tey jii moom dañoo am occasion bari na lun la wax loo xamante ni ñor nanu kii nga xamante ni mi ngi suñ kanam ñun daa mel ni para ko wàcc suñ kanam rek mu ni maa leen jiite waaye jiitaluñu ko de nanu ci dimbali ñun jiitaluñu ko fi mu ne boor ne yàlla boo ko deman ci ba ci digg àll bi nga wàcce ko ci para boo ne baykat yi ndax xam ngeen kii bu dul la kanamam gi dëkk ak ñun ci télé yi kenn du la ne xam naa ko d'accord jërëjëf Cheikh Ndiaye ci nem lii mu tegal nag muy baax man damaa deeni baykata si ne waaye du luy ñor mu koy jëkk di jox baykat yi jërëjëf xam nga mooy sémbulam jërëjëf waaw damaa deeni baykat la si dugal waaye du luy ñor mu koy yekkal baykat yi moom Cheikh Ndiaye ñoo ngi lay gërëm di la sant di gërëm di sant Youssou Diallo di gërëm di sant El Hadj Tambidou di gërëm di sant Habib Thiam di gërëm di sant bu baax oustaz Assane Diouf moom sax bi ma nee Cheikh Ndiaye bokk na mu ne santam ba de béykat yi soxla nañ ko ci seen production bi lool waaw Ndiaye ma ndax moom moo tàggate be di gërëm di sant El Hadj Mamadou Diouf Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Ndiaye ak Ousseynou Sall ñu taxawoon fii ci régie bi di gërëm di sant bu baax ñu daan teewlu ci diine ak jamono di leen jox daje ci beneen émission incha allah wasalaam jërëjëf.